ñoo ko moomee mbay guddi gi yàgg na neex na te metti na te dëgër na kaj loolu affaire bu garaaw la xale xamu ko loolu dafa am miel am plante boo xam ni su guddi gi xaajee la tudd dañ ne 45 minutes avant laalal ñaari cuillère boo laalee ñaari cuillère xoolal da ngay bëri doole da ngay bëri doole guddi gi neex lool yàgg lool livraison à domicile c'est possible kon li may wax xam ngeen lan la miel la ak ay plante loolu nag mi ngi jugee Paris mi ngi tudd la nuit nous appartient wooteel 77 751 59 59 ñi ngi bàyyeekoo Sacré-Cœur 3 ñu livré la ko yée guddi gi day neex lool. Merci de nous rester fidèles, amis internautes, vous qui avez choisi de nous suivre partout à travers le monde sur la chaîne des grands événements VIP People TV, comme son nom l'indique, s'informer juste vrai. Comme j'ai l'habitude de dire, ça y est, abonné, bu len faté di bës cloche de notification bi ngir mëna jot yeneen vidéo en exclusivité fii ci VIP People TV, la chaîne des grands événements. Ñu del soit tey en ce vendredi indi leen beneen numéro actu du jour xool li gën a fës ci bés bi ñu daal di koy saytu ci xibaar taataan ko segg ko faram-fàcce ko indi ko wi sax leen ko fii sur la chaîne des grands événements VIP People TV fi ñu koy tàmbali en ce vendredi dañuy dem fële ca rond-point Ngor ci wetu station Shell ba ginnaaw nag démb bañ fa nemmee ko daal effondrement benn immeuble boo xamante daal toll na ci juróomi étage ginnaaw nag bi nga xamante ni secours yi ñëwoon nañ fa daal nekkoon sur place lu toll daal ci ñaari bakkan yoo xamante ni daal ànduñu ak dundu lañ fa daal di repêché foofu nga xamante ni daal mooy ca immeuble 5 étages bi nga xamante ni daal daanu na foofu ca Ngor mu doon daal immeuble boo xamante ni tey ji suñ ko xayma ay étages yu bëri ñoo fa nekkoon moo daal di effondré daal di daanu màbb ci suuf démb ci alxamis bi foofu ca Ngor fi nga xamante ni daal sorewul dara lii di station Shell bi nga xamante ni moo fa nekkoon ci terme opération yi nga xamante ni daal secours si ñi ngi ko doon def daal ñaari corps sans vie la ñu daal di génne mu bokk gub ci li nga xamante ni mooy décombre bi suñu sukkandikoo ci site bi di IGFM ginnaaw nag bi ñu xamalee lépp loo xamante ni daal moo soxal ay opération de secours foofu ca Ngor bu mu jeexee démb ci alxamis ba malheureusement daal ñaari corps yoo xamante ni daal ànduñu ak bakkan la ñu daal di trouver foofu nga xamante ni daal ñoo bokk ci jamono ji lu ñu mën a lim ñi nga xamante ni daal bokkoon nañ daal ci immeuble bi nga xamante ni daal dina wàcc mu doon première identification boo xamante daal sommaire la ñu daal di koy effectuer jëmale ko daal par ñi nga xamante ni mooy sapeur pompier yi mais identification bi gën a xóot jëmale ko daal ci ki nga xamante ni ñoom ñoo daal di faatu ginnaaw nag bi ñuy réaliser jaarle ko daal ci ay services spécialisés jëmale ko daal ci benn instant boo xamante ni lépp luy cause boo xamante daal moo waral li nga xamante ni mooy immeuble boobu daal di daanu doon na daal jamono ji loo xamante ni formellement lu ñu déterminé ginnaaw nag benn enquête daal di nañ koy ubbi jëmale ko daal ci li nga xamante ni lu war tax tey ji lii di immeuble bi daal di waddu en tout cas liñ ci mën a jàpp daal ginnaaw secours yi ba ñu paree démb ñaari corps sans vie lañ fa daal di génne. Toujours dans votre acte du jour de ce vendredi suñ fa jógee dañuy dem foofu nga xamante ni maanaam mooy ca Ngor ginnaaw nag bi nga xamante ni immeuble bi daanu nag kii nga xamante ni daal mooy chef de quartier bi biñ ko tàllee micro bi nga xamante ni immeuble bi mi ngi daal di wàccu doon na daal premier témoin boo xamante ni daal indi na ci ay xibaar yoo xamante ni daal nañ ko déglu ci dellu. ma mën a tënk comme maay délégué de quartier bi bii waa ji commencé gas pax bi ñëw naa wax ak moom j'ai vu que nag bi mu koy gas dafa gas lu bari si li ma gis. mais gis naa ne aussi tamit immeuble bi tamit si jàngat bi ma am aussi tamit dañ ko daan yëkki waat encore donc munu ma ne loolu moo tax mu am munu ma ne loolu tax mais xam naa ne gas bi ñu gas moo tax immeuble bi wàcc. gas bi ñu gas ci ginnaaw. ci ginnaaw moo tax wàcc parce que terrain vide la woon borom dafa doon defar terrain bi donc léegi nag gas bi ñu gas moo tax muy wàcc bi muy wàcc nag fekk na ma fi parce que bi muy wàcc au moins jël na minimum 30 minutes. parce que commencé na man li ma fekkee ça fait 30 minutes affaire bi mu ngi wàcc ndànk di wàcc ndànk ñuy sauver parce que ñi nekk ci biir sauver leen ba il paraît que desoon na ñetti personnes yooyu nag sans que bi affaire bi daanoo xool nañ kenn ki ci biir ñu ngi koy dégg mu ngi wax kooku sauver nañ ko mais nee na des na yeneen ñaari personnes yooyu nag man mënu ma ci wax dara parce que ñi koy seet ñoom ñoo la mun a wax ndax génn na walla ndax génn. mais on est là heure la am. donc disons mun naa wax ne vers 9h et quelques presque 8h et quelques 9h parce que man bi may génn pour dem entraîner ji il faisait 9h. merci ok Mamadou Diallo délégué de quartier pas ancien international. Voilà merci pour la précision Mamadou Diallo la nee na nañu wax ni délégué la waaye du ancien international ndax ñoo fi taxawaayu ancien international waaye nag délégué de quartier la.
délégué de quartier la te dégg ngeen li nga xam ne nag moom la doon wax par rapport ak li nga xam ne nag moom mooy information bi ndax ci 9h côté 9h la bâtiment bi commencé daanu ndànk-ndànk waaye nag ci explication yi comme ni ngeen ko déggee mooy lu waral lii ni mooy lii nga xam ne nag moom mooy bâtiment bu bees bi ñu bëgg tabax ci ginnaaw bâtiment bi ba ñu commencé gas donc bi ñu gasee ba pare ci la ñuy gis ni gas boobu noonu moom la jàpp ni moom moo indi bâtiment bi fissuré nii ndax def na presque 30 minutes balaa bâtiment bi di àgg suuf te ñetti nit lañu signalé ni ñoom ñoo nekkoon ci biir bâtiment bi te ñu nekkoon ci biir bâtiment bi nag kenn ki sauvé nañ ko ndax dañ ko dégg muy jooy Cerno femme bi ni taxaw ni ci la bokk ndax moom laa la doon wax ni ñoom laa doon waxtaanal sànq ni voilà gis nga en attendant ñu jéem a xool ndax ñoom ñi dëkk ci bâtiment bi wala ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy borom kër gi dinañ jël kaddu mais pour le moment nag li ñu leen mën a wax mooy ci bâtiment bii nii fële beneen côté bi mooy côté bi nga xam ne nag moom moo nekk fële àgg na si suuf te côté boobu lañ gasee li nga xam ne moom mooy fondation bu bees bi xam ngeen bu ñuy gas fondation yi ay lenge ay la ñuy indi pour mën a am fondation bu baax fissure yooyu kon ñoo ko déggandoo muy ay kàddu yoo xamante ni mi ngi roté ci làmmiñu délégué de quartier bi nga xamante ni moo nekk foofu nga xamante ni immeuble juróomi étage bi fël la daal di daanoo muy Mamadou Diallo nag ñu ràññee ko bu baax a baax ci équipe nationale mu mosoon fi nekk capitaine u équipe nationale les Lions de la Teranga jamono ji nag moo nekk foofu nga xamante ni tey jii mooy délégué de quartier foofu ca Ngor ginnaaw nag immeuble bi ba muy daanu moom daal joxe na ay premier élément yoo xam ne daal ci la sukkandiku jortu la daal ko loolu moo tax tey jii immeuble juróomi étage bi daal di wàcc nee na ndaxte ci ginnaaw immeuble bi ab terrain vide moo fa nekkoon borom terrain bi nag moo fa nekkoon di gas ci biir gas bi moom constaté na ñëwoon na wax ko ginnaaw loolu nag la gisaat daal mu gas bu xóot moom daal njort ni que daal que gas boobu nga xamante ni gas nañ ko ci ginnaaw immeuble bi moo daal di rotal li nga xamante ni tey jii mooy immeuble juróomi étage bi ginnaaw loolu nag lépp loo xamante daal constaté woon nañ ko am na ñoo xamante daal ñoo nekkoon ci rez-de-chaussée donte immeuble bi dafa daal di wàcc maanaam dafa jógee ci kaw kon ñi féete woon ci suuf ci rez-de-chaussée bi ñoom ñoo ci ëpp loraange constaté woon nañu daal que ñetti victime daal recensé woon nañ leen ñoo nekkoon ci biir kenn ki jotoon nañ ko identifier muy kaddu yoo xamante ni mi ngi roté ci chef de quartier bi di Mamadou Diallo nekk ancien international football équipe nationale bu Sénégal. Toujours dans votre actu du jour de ce vendredi suñ fa jógee dañuy dem seeti ji l'ancien ministre directeur de cabinet chargé de la communication du président Macky Sall Yoro Dia le politologue ginnaaw nag bi nga xamante ni le président de la République Bassirou Diomaye Faye woote na dialogue daal boo xamante ni war nañ ko mën a amal le 28 mai bi ñu nekk ni ginnaaw loolu nag indi na ci daal ay leeral yoo xamante ni daal dafa mel ni tey jii comme nuñ ko titré kii nga xamante ni daal Yoro Dia dafa doon daal kii nga xamante ni tey jii mooy l'actuel chef du gouvernement dafa doon daal benn disciple kii nga xamante ni daal mooy le docteur Yoro Dia nañu déglu ji kàddu yi nga xamante ni moom Yoro Dia yëkkati na ko jamono ji est-ce que soxla nañu def dialogue wala soxla ñu def dialogue lan moo war a tax ñu def dialogue est-ce que Sénégal jamono ji am na problème boobu pour ñu tënk dialogue est-ce que dialogue bi du perte de temps ginnaaw loolu nag gis nañu ki nga xamante ni mooy jëwriñu gouvernement bi dafa mel ni dafa fekk si kii nga xamante ni mooy Yoro Dia ci ay kàddu yoo xamante ni wax na ko kon jàpp nañ daal dialogue bi amul sens nañu déglu ji kàddu Yoro Dia jamono ji nga xamante ni ñu ko jàppee daal jëwriñu gouvernement bi dafa mel ni daal koo xamante ni jamono ji mooy disciple kii nga xamante ni mooy le docteur Yoro Dia ancien ministre nekkoon foofu ci présidence de la République. Comme le meilleur souvent, le seul problème du Sénégal, c'est un problème économique. On n'a pas de problème politique, on n'a pas de problème institutionnel. Dina ñëwaat ci réforme, c'est une perte de temps. Li ñu naan magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko. Mesdames, Messieurs, notre pays n'a pas de problème politique. Nous avons l'un des systèmes politiques les plus solides et les plus stables. Notre pays n'a pas de problèmes sociétaux. Nous n'avons pas de tiraillement d'ordre religieux, régional, ethnique, et j'en passe. Notre pays a un seul problème et un seul défi à relever, que nous n'avons pas su faire depuis 65 ans maintenant, et c'est le défi économique. Il nous faut désormais nous orienter et résolument concentrer tous nos efforts à relever ce défi, car nous en avons
le potentiel. Nous en avons les compétences, l'envie et la détermination. kon yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo muy ay kàddu yu jógee ci le politologue docteur Yoro Dia nee na jamono ji Sénégal amul problème politique amul problème li nga xamante ni tey jii maanaam mooy régional amuñu benn problème religion lenn la ñu am muy défi économique boo xamante ni dañ koy relever jëmale ko daal ci wàllu réforme yi moom jàpp ni que daal perte de temps la li ñuy def daal le 28 mai lu mën naa ñàkk ndaxte amul Sénégal benn njëriñ amul benn solo boo xamante ni mën nañ ko def ndaxte Sénégal amul problème politique ku nekk xam na ni que mars 2021 ba février 2024 ni Sénégal meloon tey jii suñ ci réussir daal di ciy def ay élections yu transparentes libres ba noppi 2 mois plus tard ci def ay élections législatives kon Sénégal amul problème politique amul problème régional amul problème boo xamante ni dafa tunku ci wàllu religion lenn la ñu am rek muy défi bi nga xamante ni war nañ ko relever ci wàllu économie bi ci biir loolu nag gis nañu ay kàddu yoo xamante ni jëwriñu gouvernement bi yëkkati na ko fekk si Yoro Dia xam ni que Sénégal amul problème politique. amuñu problème régional amuñu problème religion benn problème la ñu am muy relever li nga xamante ni mooy défi économique kon yaakaar naa ni wuré wa jëm na kaw waxi mag dem na nañ taali dialogue bi ñuy def yaakaar naa ni yàq xaalis la perte de temps la amul benn réforme boo xamante ni mën nañ ko fa def kon tey jii ñi nga xamante ni nee nañ duñ dem ci dialogue ba yaakaar naa ni yoon dox na leen dëgg ndaxte kii nga xamante ni moo jiite gouvernement bi moom jàpp ni que problème yi waroon tax tey jii ñu amal dialogue fii ci Sénégal amul benn problème boo xamante ni Sénégal mi ngi koy dund jamono yuñ toll ni en tout cas muy révélation yoo xamante ni Yoro Dia def na ko kii di jëwriñu gouvernement bi ñu dégloo ay kàddoom aussi tey jii mën nañ ko jàppee daal benn disciple kii nga xamante ni mooy docteur Yoro Dia. toujours dans votre acte du jour de ce vendredi suñ fa jógee dañuy seeti ji l'activiste républicain Abdou Karim Gueye xurum xaq ginnaaw nag li nga xamante ni daal mooy benn borom ñaari tur ñu dippee ko góor jigéen fan yi yëpp mi ngi fii ci Sénégal di lëmbe di dugg fu ko neex yor téléphone am di vidéo di def ay selfie di daal di statut di ko wane partout à travers le Sénégal ñëpp di ko gis kii nag di Abdou Karim Gueye bokkoon ci li nga xamante ni mooy mouvement boobu ñu dippee woon nitu dëgg tey mu def mouvement rëccu bokkoon ci ñu doon défendre parti bi nga xamante ni mooy Pastef nekkoon ci opposition bi tey ñu nekk ci pouvoir bi li taxoon nag mu gënoon sax ànd ak ñoom ndaxte ñoom dañu xamle woon ni que bés bu ñu egsee ci pouvoir li nga xamante ni mooy loi boo xamante ni daal dafa jëm ci wàllu borom ñaari tur muy góor jigéen dañ koy daal di criminaliser donte bu mu nekkee délit fii ci Sénégal délit nag maanaam képp ku ñu jàppoon ngay def acte contre nature dafa nekk suñu constitution yoon da koy tere waaye ñoom dañu ne woon dañ koy gën a dëgëral daal di koy criminaliser mu taxoon tey mu ànd ak ñoom waaye kii di Abdou Karim Gueye dafa am mbetteel ginnaaw bi ñu egsee ci réew mi ëpp na at tey jii ba tey jii waxuñu ci ba góor jigéen yi ñemee dugg suñu biir réew nañu déglu ji Abdou Karim Gueye. Sonko wax na ko ñu taxaw mu ne man su ma faloo li may njëkk a def mooy majorité Assemblée nationale mooy criminaliser homosexualité Ousmane Sonko boobu ñemewuñu sax tudd homosexuel Sénégal ñemewuñu ko tudd. non du ko xalaatu ko tudd sax kooku góor jigéen ñëw Sénégal nii lu fi musul am. Sénégal dama lay fàttali mooy dëkk boo xam ne dañoo suul góor yooyu ñu sulli ko làkk ko laa la wax. mais li musu fi am dama ne Sénégal fii mooy dëkk boo xam ne dañoo suul góor jigéen ñu sulli ko làkk ko ci armel ñu sulli Sénégal foofu lañ tolloon ci góor jigéen ñun mais man ñi ma doon àndali xeex anañu. Oustaz mais ñoom ñëpp laay wax di. kenn ki dama ma nga fee ca Mbacke Sylla ma doon téye parole ba. mais ñoom ñëpp laa xam ma nga fee ci Assemblée nationale ñi ma doon àndali xeex ana ngeen góor jigéen bi nekk ci biir dëkk bi di taxawaalu di dem ak a dikk di dem di ñëw sol ay zippam di nekk ci lu ko ne te man xeex yooyu wax naa la ko fii ne la man s'il s'agit de la République peut-être mën naa si tey mais lu jëm ci wàllu diine ak valeur sama bakkan ma deewee ci diggante loxo ak Diomaye ak Sonko chahit la àjjana laa jëm direct lu jëm ci wàllu góor jigéen ay valeur ay xeex prostitution ay jaay sàngara jullit yi ay lépp loo xam ne valeur yi ñoo xeex man pare naa ci lépp lu mu laaj gis nga góor jigéen boobu noonu maa ngi koy liggéey gis nga bu ñu xëyee fan la nekk bu ñu mën ko xam ba xam ni fii la ne mu ne fa di naan ay café fii ci Ndakaaru yi Sénégal lépp nañ ñu bàyyi Sénégal yi fi lañu jaare ne Karim ñi ne Karim ñoom Karim wéruñu ndax parce que pour man exemple la pour képp koo xam ne homosexuel nga bu teg sa bët Sénégal wala ONG wala lépp luy dooleel homosexuel Sénégal ndax fii valeur yi dañ koy sàmm fii ñaar mooy am góor jigéen yaa ngi ci dëkk bi di taxawaalu Karim ma nga ci bàmmeel la tëdd wala Karim mi ngi ci kaso yi yàlla na yéex chaque jour ma wax commencé yàlla na yéex non parce que il faut Ousmane Sonko xam ni moom eggul ci dayoo boobu noonu ku dul moom amu ko mais xamu ko nag il faut mu xam ko xam ni moom amul ci dayoo bu muy àgg buy tax ñun ñu accepter homosexualité Sénégal wala góor jigéen di doole Sénégal mais waxam boobu dafa ñu yàqal non musiba la waxam boobu dafa grave dafa garaaw non xoolal lu garaaw la wax maa sax xam nga fa la affaire bi gën a dangereux mooy première sortie bi Mélenchon ñëwee ñu dem université ñoom ci amphi yi foofu gars yi di tàcc bi Mélenchon waxee ne moom man je me suis combattu ne moom moo imposé moo ñafe ba ci parlement français bi ñu accepté homosexualité après yéen dañ doon tàcc quoi
mais tàcc boobu dafa métti. mais tàcc boobu après gars yi dañ ko filmé après dañ koy wan niveau international yi nag. loolu gars yi dañ ciy liggéey. dañ ciy liggéey loolu liggéey bu rëy la loolu dafa li muy yàq ci li am sàmm jikko yi liggéey ci xeex góor jigéen loolu li muy yàq ci image yu manifestation bi nga xam ni plus de 2000 personnes taxaw nañu Obélix ñu lakk drapeau homosexuel tàcc yooyu noonu daf ci yokk lu grave parce que dañu am ci amphi bi la nekkoon te ay jeunes ñoo fa nekkoon te bi mu waxee ni moom nee na moom moo dooleel góor jigéen ay jeunes dañ ko tàccu gars yi ils applaudissaient ils étaient kon ñoo ko déggandoo muy ay kaddu Abdou Karim Gueye xurum xàq yëkkati na ko jëmale ko daal ci leaderu parti Pastef moo fi taxawoon wax ko ñëpp dégg ko ne une fois que ñu egsi au pouvoir mbaa ñu am majorité assemblée nationale li ñuy njëkk a def maanaam mooy criminaliser lii di góor jigéen jëmale ko daal ci fii nga xamante ni mooy Sénégal mu bokkoon nag ci ñi nga xamante ni tey jii dañu gëmoon kaddu boobu bëgg ko ndaxte lii di góor jigéen acte contre nature la diine nangu ko du diine l'islam du diine chrétien du suñu culture du suñu valeur amul benn xeet boo xamante ne nangu nga ko fii ci Sénégal waaye li jaaxal nit ñi ki nga xamante ni moo waxoon kàddu yooyu ki mu njëkk a dalal fii ci université bi du kenn ku dul Jean-Luc Mélenchon bi nga xamante ni dafay défendre ñi nga xamante ni mooy borom ñaari tur yi kii nag nga xamante ni mooy góor jigéen bi tey jii su ñemee ñëw Sénégal di défilé wu di seet fii Olof Ndiaye nee na ko ku ñeme dañ laa déy dafa am luñ ko déy mu xam ne fii su fi ñëwee jàmm la fi am lan moo waral changement bi ba tey jii criminalisé wu ñu li nga xamante ni mooy góor jigéen kanta moom nag Abdou Karim Gueye jëmale ko daal ci boppam nee na góor jigéen bi nga xamante ni mi ngi nekk fii di selfie ñu ngi koy lijjanti di xool fu mu nekk waaye bés bu ñu xamee fu mu nekk jour boobu Sénégal dinañu génn ci ñoom en tout cas muy ay révélation daal yoo xamante ni Abdou Karim Gueye xurum xàq def na ko ci góor jigéen bi nga xamante ni gis nañ ko jamono ji suñu réew. Toujours dans votre acte du jour de ce vendredi suñ fa jógee dañuy dem fële ca prison bu Rebeuss fekk fa le chroniqueur Abdou Nguer bi nga xamante ni dañ ko placé sous mandat de dépôt yóbbu dossier en instruction par le juge du 3e cabinet d'instruction bu tribunal grande instance bu Dakar ginnaaw nag bi nga xamante ni léegi mu def lu toll ci ñetti semaine foofa ca kaso bu Rebeuss moom Abdou Nguer daal suñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni mooy le journaliste Madiambal Diagne mi ngi alerté bu baax a baax ci li nga xamante daal mooy sort bi nga xamante ni Abdou Nguer mi ngi koy dund ba noppi daal di dénoncé bu baax a baax li nga xamante daal mooy benn justice à deux vitesses boo xamante ni moom la ñu nemmeeku làq doom daal di dóor doom barki démb gis nañu ki nga xamante ni maanaam mooy Azoura yëkkati ay saaga daal di koy saaga l'ancien président de la République ba tey jii gisuñu kenn yoon ñu convoqué ko wala ñu woo ko kantaan nag Abdou Nguer ñu ngi koy toppee daal loo xamante ni ba tey jii sénégalais yu bare ñi ngi posé point d'interrogation Abdou Nguer lan la def ba ñu jàpp ko teewut mi ngi foofu ñu placé sous mandat de dépôt moom mii di journaliste bi di chroniqueur di Madiambal Diagne ginnaaw bu mu lancé benn alerte publique démb ci alxamis bi mu concerne daal li nga xamante ne mooy situation boo xamante ni Abdou Nguer jamono ji daf ko qualifié daal comme benn prisonnier d'opinion jëmale ko daal ci xalaatam bi nga xamante ni moom la doon wax ci benn message boo xamante ni publié na ko ci réseaux sociaux yi mi ngi xam le ni que daal que kii nga xamante ni mooy Abdou Nguer dafa décider daal di entamer li nga xamante ni daal mooy grève de la faim bañ a lekkati à partir de démb di alxamis bu ñetti waxtu tegee fanweeri minute muy 19h30 jëmale ko daal ci protester lépp loo xamante ne tey jii dafa yaakaar ni que daal benn injustice bu flagrante la moom la ñu teg ci kawam ki ko xamle nag di ki nga xamante ni mooy Madiambal Diagne moo ko posté daal ci li nga xamante ni mooy Twitter am jàpp ni que daal que kii di prisonnier bi di Abdou Nguer du prisonnier boo xamante ni dafa diffuser fausse nouvelle dafa saaga mais prisonnier la boo xamante ni wax xalaatam jëmale ko ci opinion ñu daal di koy réduire au silence pour que mu bañ a waxati. mi ngi informé daal que ci décision bi nga xamante ni Abdou Nguer jël na ko daal di tàmbali lii di grève de la faim ginnaaw nag bu mu ko bindee mi ngi exprimé daal li nga xamante ni mooy njàqareem jàkkaarloog daal traitement bi nga xamante ni dañ ko réserver kii nga xamante ni daal mooy Abdou Nguer moom Madiambal Diagne mi ngi déploré bu baax a baax benn justice boo xamante ni daal à deux vitesses la maanaam làq doom dóor doom képp ku bokk ci ñoom defal loola neex ku bokkul ci ñoom dañ lay jàpp daal di lay réduire au silence mu souligner daal que jamono ji nga xamante ni Abdou Nguer mi ngi jàkkaarloog juge bi yeneen nit ñi ngi leen accusé ci ay propos yoo xamante ne daal yu injurieux la muy ci mel ni Azoura Fall te ñi ngi jouer ñoom ñëpp ci seen totale liberté mu doon daal benn prise de position boo xamante ne daal dafa war a remettre sur la table ay points d'interrogation yu récurrentes jëmale ko daal ci étiqueté ci système judiciaire bi nga xamante ni souvent dañ koy accuser jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy traitement boo xamante ni daal bu sélectif la dañuy tànn ñan la ñu war a traiter seen dossier
notamment ci ay mbir yoo xamante ni daal à caractère politique la ñu daal di koy médiatiser en tout cas appel bi nga xamante ni daal journaliste bi mi ngi visé daal di susciter benn réaction jëmale ko daal ci autorités yu compétentes yi pour que daal ñu sukkandiku ci benn traitement boo xamante ni daal bu juste la équitable jëmale ko daal ci bépp citoyen ci kanamu lii nga xamante ni daal mooy justice bi muy alerte boo xam ne daal kii di Madiambal Diagne bind na ko jëmale ko daal ci Abdou Nguer ginnaaw grève de la faim bi nga xamante ne entamé na ko daal démb bu 19h30 jotee en tout cas muy dénoncer daal benn justice à deux vitesses. Toujours dans votre acte du jour de ce vendredi suñ fa jógee dañuy seeti ji beneen chroniqueur di Ahmed Ndoye moom aussi yëkkati na ay kàddu ginnaaw nag démb bi nga xamante ni demoon na foofa ca prison bu Rebeuss dem seeti kii nga xamante ni mooy Abdou Nguer ginnaaw loolu nag am na ay révélation yoo xamante ni Ahmed Ndoye def na ko jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy grève de la faim bi nga xamante ni Abdou Nguer jël na ko daal di koy tàmbale def ko daal uniquement pour li nga xamante ni mooy àqam ak yelleefam ñu daal di koy respecté nañuy déglu ji Ahmed Ndoye buñ ko invité ci plateau Sen Teranga. mu wax ma mbébétam comme ni ngeen yëgee xibaar bi fi mu toll nii démarré na grève de la faim boo xamante ne ni utalu ko àpp pour l'instant ñaan naa ko gàntaluma waaye wax na ma lam ca jublu grève de la faim te ba ma fay jóge bu ma sañoon du ko def mooy grève de la faim waaye lam ma wax convaincre na ma it Abdou Nguer te am na ci droit lan la war a wax ak sinon lan moo war a tax dane ma mu bëgg a entamer grève de la faim bu fekkee génn Rebeuss yàkkamti wu ma fee génn parce que je suis très bien ici ñu ngi may toppatoo nu mu waree d'ailleurs professionnalisme bi nga xamante ne nii administration pénitentiaire bi ñu ngi koy doxale jëmale ko ci ñëpp ku ma waxoon ne lii am na Sénégal du ma ko gëm wax ak nit ñi correctement toppatoo leen xool leen ndax ñu ngi lekk correctement ñu ngi nelaw correctement nee na lépp mu ngi fay am donc amul benn souci wala yàkkamti waaye lim dul nangu mooy yoon teg ko loxo te waxu ko lu mu def attewu ko wax ko àpp bi mu koy daal nee na loolu lay grève de la faim c'est-à-dire nañ ko wax ne lii nga def 100 ans ngay tëdd pare na pour tëdd ko waaye lim dul nangu mooy dëj ko fa te duñ ko wax lu mu def duñ ko àtte jëmale fu kenn xamul loolu moo tax mu def grève de la faim waaye du ñàkk jomam wala bëgg a jéen wala ay tappale na loolu na leer comme ni ma koy waxee ñun duñu yuuxu jibi duñu woo waali duñu feebar duñu sampulu ay perfusion yi duñ perfusion loolu moom duñ ko def mais kon ñoo ko déggandoo mu rotee ci làmmiñu le chroniqueur Abdou Nguer ci plateau Sen Teranga TV ginnaaw nag bi mu demee seeti Abdou Nguer nee na daal Abdou Nguer waxtaan nag moom defal na ko mbébétam nag maanaam mooy lan mooy day tàmbali lii di grève de la faim démb di alxamis bu 19h30 jotee moom Ahmed Ndoye nag nee na jéem na ko dissuader mu bañ a dugg ci li nga xamante ni mooy grève de la faim boobu mu bañ ko def waaye ginnaaw nag nit ku nekk am na li mu moomal boppam bi mu ko toogee expliquer ko raison yi en tout cas ànd na ci ak moom ndaxte Abdou Nguer nee na amul benn problème foofa ca kaso ba tey su doon sagoom du génn ci kaso ba ndax traitement bi nga xamante ni ñu ngi ko fay traité ci jàmm ak salaam mu saluer professionnalisme bi nga xamante ni tey jii garde pénitentiaire yi nekk foofa ca Rebeuss am nañ ko ci bépp prisonnier nag boo xamante ni yaa ngi foofa ca Rebeuss amul dara loo xamante ni tey jii tiitaange la ci moom su sañoon tey jii sax du fa gaaw a jóge waaye tey jii li tax tey jii mu tàmbali grève de la faim parce que dafa gis ni que dañ ko jaay doole amul dara loo xamante ni moom lañ ko fa téye donc parti boobu moo tax mu tàmbali li nga xamante ni mooy grève de la faim bi moom Ahmed Ndoye nag nee na ànd na ci ak moom ci loolu parce que li muy xeex du xoqatal du tiitaange du ragal du maanaam ragal li nga xamante ni tey jii mooy kaso mais dafa jàpp ni que daal tey jii dañ ko jàpp injustement dañ ko jàpp arbitrairement dañ ko jaay doole dañ ko bëgg a réduire au silence moo tax tey jii li mu bëgg nag tey jii munoo ko jàpp dugal ko ci biir bàyyi ko foofu atte woo ko li ko gënal tey jii mu def grève de la faim bi pour que ñu mën ko atte mu taxaw ci kanamu juge ñi xam ne lii la def su dee yoon da koy daan mu daan ko mu xam ne lii la koy daan mais jël ko rek sànni ko foofu fàtte ko foofu loolu moo tax tey ji muy tàmbali lii nga xamante ni mooy grève de la faim kon moyen boobu rek la gis pour daal di xeex li nga xamante ni maanaam mooy liberté am parce que nee nañu liberté kenn du ko jaay dafa doon loo xamante ni lu sacré muy ay kàddu yoo xamante ni Ahmed Ndoye daal dina koy confirmer. Toujours dans votre acte du jour de ce vendredi suñu jógee ci Ahmed Ndoye dañuy dem seeti ji la journaliste Aïssatou Diop Fall patronne de Public SN TV
TV moom it dellu siwaat na ginnaaw démb bi nga xamante ni demoon na foofa ca Rebeuss gis ki nga xamante ni mooy Abdou Nguer gis ki nga xamante ni mooy Farba ñoom Lat Diop ak képp koo xamante ni jamono ji prisonnier politique nga ñu jàppale pour sa wax sa xalaat liberté d'expression moom Aïssatou Diop Fall defaat na ci ay révélation nañ ko déglu ji dellu siwaat. doom laay enchaîné mais fa laay toog presque ba ay midi dama sax seen bunt ba ñëpp Farba tey nag yàlla suturaal ma ba mu am ñu ma xàmmee ñu jàppale ma teel a dugg donc j'ai vu Farba tey comme ni wax tout le temps may nuyu tamit sama frère Mohamed Diop de la Sen TV ñoo ko nekk na woon tey voilà salle d'attente ba rek Abdourahmane dafa personne de ñëpp Farba man nee naa am na homme politique yi war nañu bàyyi xel loolu da nit ñi kenn bu moomu leen foo tey Lat Diop tey am na ñu ko doon seet ñoo xam ne dañ ne ñu ne moo ko yóbbu màkk ñu moo ko yóbbu ñoom tey ñu ko gis Lat dañoo nee nañ ñoom ñu ngi jógee fin fond Guédiawaye ay maire yu mag 4 heures du matin ni ñoo faanga pour am rendez-vous man maa ngi fi 7 heures laa dem maa ngi dugg ay 13 heures laa dugg salle d'attente am ñu fa fu ñu toog Mohamed Diop sama rakk ji dafa maa yore woon xam nga ne aw ma njëriñ fi nga gis ni dafa maa yore woon ba nga xam ne dafa doon dugg tout le temps ne leen pour ñu woo ma mais vraiment boo duggee après da ngay fàtte sa bopp parce que xoolal ñoom foofu fees dell nga gis Abdou Nguer laa njëkk a gis waaw vraiment mu gis ko mu téye livre day xam wax naa ko fii ne bu ñu di dégg naa Abdou Nguer di wax naan jàng na kii ne dañuy juum Abdou Nguer li may bëgg wax mooy amul diplôme mais jàng na te ñu continuer di jàng ndax dafa am répétiteur ba ma demee sànq ba ma ñëwee mu kokkali ma dafa génne livre bi xool xam nga waaye xam nga comme gars yi ñu ngi seetaan tam ñu jël ko kokkali ko mais mu ne ma Ngeen sëñ bi non damaa bëgg sa xol seet da nga xam ne man xam ne maa ngi jàng ba pare xam nga Ngeen est tellement adorable ngay gis garde pénitentiaire mu tuuti nekk vraiment xale bu tuuti tey nag la xaleem di gën a feeñ muy xale bu ndaw mais il a le sourire ma donc man beneen sax ñu mën naa ne maa ngi xaar dama jooy fi nag xoolal moom moo ma doon defal ma yërëm ko ñimantal ko fait la patate garde pénitentiaire yi ni ñu koy nabayee ñu ñëw foofu ndeysaan ñu waxtaan mu wax ma nag loo xam ne ça m'a rendu vraiment tey moo tax j'ai passé sa journée ndax Abdou Nguer te wax na ma ne dugal na demande liberté provisoire depuis 15 jours maintenant avocat yi dugal nañ ko ba fàttali ne Abdou Nguer dañ ko tooñ dugal ko. dañ ko tooñ de jàpp dañu dugal ko donc Nguer yóbbu na en instruction voilà ci koo xam ne yow neen deful ki def ñëw ne maa def jàpp ci def waaye moom tam kan nga tooñ yóbbu ko instruction donc dugal na demande liberté li may wax ne magu ñëpp déglu ko ndax yóbbante du ma jox la te képp koo xam ne nitam nga jël téléphone am woo la wax la ko annoncé la ko donc man tey ba ma ñëwee jëm naa ko nag bind ba tàyyi waaye daf ma annoncé ne donc laa ni commencé na grève de la faim ñu ngi entamé grève de la faim pour dénoncer arbitraire bi ko dal ak injustice bi donc te loolu lu garaaw la lu doy waar la man nag vraiment à titre personnel loolu sax moom bëgg na yàggal j'ai tout fait pour ne ko na xalaat wér-gu-yaram na xalaat santé kon ñoo ko déggandoo aussi muy ay révélation yoo xamante ni mi ngi tukkee ci làmmeñu Aïssatou Diop Fall PDG Public SN TV ginnaaw bu mu demee seeti ñi nga xamante ni tey jii yoon da leen teg loxo particulièrement Abdou Nguer Farba Ngom Lat Diop Abdoulaye Ndiaye ak ñeneen gis na ni que daal salle bi nga xamante ni tey jii dafa fees dell ak nit ñëpp daal di wane seen solidarité seen soutien ci ñi nga xamante ni jàpp nañ tey jii dañ leen tëj ci kaso ba jaay leen doole mu doon loo xamante ni dañ leen privé seen liberté alors que tey jii mënuñu wax lan la ñu def donc ci biir loolu daal mi ngi rassurer Sénégalais yi que kii nga xamante ni mooy Farba Ngom mi ngi ci jàmm ci di
Lat Diop mi ngi ci jàmm ñoom ñëpp ñu ngi koy dund dignement bi mu demee foofu sax dafa mel ni tey jii ñooñu ñoo ko gën a nekk en liberté que fii dellu sañu ci kaawu Abdou Nguer aussi grève de la faim bi nga xamante ni tàmbali na ko démb bu 19h30 jotee du xiif du ragal du tiitaange du jafe-jafe boo xamante ni mi ngi koy dund ci prison bi mais c'est juste que dafa bëgg a xam lan la def ba ñu jàpp ko parce que lii di liberté am dafa sacré te droit à l'opinion dafa am liberté d'expression dafa am ci Sénégal démocratie la ñuy dund te ba tey jii moom Abdou Nguer xamul lan lañ ko fa téye pourquoi ñu war ko sànni foofu tout mandat de dépôt kenn attew ko kon tuddee dafa am lu mu def nañ ko jébbal juge daal di koy atte lu mu am jël loolu moo ko gënal tey ji ñu bàyyi ko foofu mel ni benn jaay doole la dafa jàpp ni que daal dañuy foqati li nga xamante ne tey ji maanaam mooy liberté am loolu moo tax nag benn moyen rek la am donte caabi da ko féetee ginnaaw donc grève de la faim rek la ko mën a xeexee moo tax mu daal di koy exprimer muy ay assurance yoo xamante ni ay Aïssatou Diop Fall tamit indi na ko. toujours dans votre acte du jour de ce vendredi suñ fa jógee dañuy dem fële ca assemblée nationale ginnaaw démb di alxamis juróom-ñetti fan ci weeru mai 2025 ñii nga xamante ni mooy député yi convoqué woon nañ leen foofa ca pencum ndaw réew ma pour que daal ñu def benn mise en accusation jëmale ko daal ci juróomi ancien ministre yoo xamante ni daal ci régime président Macky Sall la ñu nekkoon ginnaaw nag lii di assemblée nationale daal dina adopté daal li nga xamante ni mooy résolution bi nga xamante ni tey ji moo jëm daal ci juróomi ministre yooyu nga xamante ni dañ leen bëgg a traduire ci kanamu lii di haute cour de justice ginnaaw ñeent ñi nag ñu ngi leen di toppee daal ci li nga xamante ni mooy rapport cour des comptes soxal fonds force Covid 19 kenn ki di Ismaïla Madior Fall nekkoon fi ancien ministre de la justice moom daal moo bokkul ci li nga xamante ni mooy fonds force Covid 19 yi ginnaaw loolu nag assemblée nationale bu Sénégal adopté na daal lii di résolution boo xamante daal moo tukkee ci mise en accusation jëmale ko daal ci juróomi ministre yi nga xamante ni Moustapha Diop la Sophie Gladima Mansour Faye Ndeye Saly Dieng Diop ak kii nga xamante ni mooy Ismaïla Madior Fall ñu nekkoon daal ay ministre ci régime président Macky Sall bi fi nekkoon ginnaaw nag jamono ji lépp loo xamante ni daay renvoyé nañ ko daal ci kanamu li nga xamante ni mooy haute cour de justice pour que ñu dem wuyu ji ci accusation yoo xamante ni daal teg nañ ko ci seen ndodd pour que ñu indi ay leeral daal di setal seen der assemblée nationale ginnaaw bi nga xamante ni majorité mécanique bi di 130 députés parti bi nekk au pouvoir di Pastef ñoom ñoo ko daal di am daal di nañu daal adopté li nga xam daal mooy mise en accusation jëmale ko daal ci juróomi ministres yooyu kon nañu jàpp ni que daal ñii nga xamante ni daal mooy juróomi ministres yi bés yi di ñëw mën nañ leen xaarandi foofu daal ci kanamu haute cour de justice pour que ñu daal di leen fay déglu. toujours dans votre acte du jour de ce vendredi ba tey foofu la ñuy desandi ci assemblée nationale delluwaat ci li nga xamante daal mooy plénière bi nga xamante daal amoon na fa démb foofu nga xamante ni daal maanaam mooy ca assemblée nationale ginnaaw mise en accusation bi ñu teg daal ci ndoddu ñi nga xamante ni mooy juróomi ministre yi nga xamante ne nekkoon nañ daal ci régime président Macky Sall ginnaaw loolu nag pour indi ci ay leeral doonoon na daal benn plénière boo xamante ni kii nga xamante ni daal mooy présidente groupe parlementaire takku wàllu Sénégal ñu ëpp fay député ci opposition bi di Aïssata Tall Sall yëkkati na ay kaddu daal di ko fay teg nañ ko déglu ci dellu soit. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, mes chers collègues députés. Monsieur le Président, permettez-moi avant tout de vous remercier d'avoir accepté par votre impérium que vous seul détenez d'octroyer 10 minutes à chaque député tenant compte de la densité des débats et des 5 rapports dont nous avons fait cumuler l'examen. Monsieur le Président, il est question de la Haute Cour de justice. Cette Haute Cour de justice que nous avons héritée de la tradition juridique française, qui a été installée en France en 1791, 2 ans avant la Révolution, et qui a connu beaucoup d'évolutions. Une Cour de justice qui est en fait une juridiction d'exception. On l'a dit, 2 faits la caractérisent. Le premier fait, c'est que la Cour de justice, elle n'a pas d'appel, elle n'a pas de cassation. Elle statue en premier et dernier ressort. Sauf révision du procès, il n'y a aucune voie de recours qui est ouverte à son encontre. C'est pour vous dire que nous devons nous arrêter et bien réfléchir avant d'envoyer quelqu'un à la Haute Cour de justice. Et nous tous ici sommes justiciables ou pouvons être justiciables de la Haute Cour de justice. La deuxième particularité de la Haute Cour de justice, c'est que ce sont les députés qui prononcent l'acte d'accusation. Depuis ce matin, j'entends des collègues dire « nous ne sommes pas la justice, nous ne sommes pas un hacagne, on est la justice, aujourd'hui on est la justice ». Parce que c'est nous qui allons prendre le réquisitoire qui va envoyer le député en justice. On a pris la place du procureur. On dit séparation des pouvoirs,
Aujourd'hui, à cet instant, il n'y a pas de séparation du pouvoir. C'est l'Assemblée nationale que vous êtes, qui est le procureur de la République, qui ouvre le procès devant la commission d'instruction. Voilà la gravité de ce qui nous est demandé de faire. Aujourd'hui, par ce que nous allons faire, nous allons dire aux juges, ouvrez maintenant la procédure. Si on ne le fait pas, la procédure ne part pas. Donc l'Assemblée nationale est aujourd'hui dans la position d'un procureur de la République, maître des poursuites. Donc qu'on ne vienne pas dire on n'est pas le juge. Si, ici on fait œuvre de justice. Cela, je le dis, Monsieur le Président, c'est pour arriver à deux principes. Dire qu'ici à l'Assemblée nationale, nous faisons office de procureur de la République. Et puisque nous faisons office de procureur de la République, mettons-nous dans la tête un principe absolument important, un principe indépassable en droit pénal, c'est la présomption d'innocence. Tout le monde vient dire, oui, la présomption d'innocence. Mais c'est quoi la présomption d'innocence? C'est pas de dire que la personne elle est innocente jusqu'à ce qu'elle soit jugée. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, et après, c'est surtout de considérer qu'on ne peut pas, à partir de simples déclarations, casser cette présomption d'innocence et dire on vous envoie à la justice. Or, dans tous les dossiers qui nous ont été présentés ici, qu'avons-nous vu? Pourquoi on dit c'est la version des DAGE contre la version des ministres? Parce qu'il n'y a eu que des DAGE qui ont accusé des ministres. Or, la présomption, ce ne sont pas des déclarations gratuites. La présomption, c'est des faits qui indiquent que cette personne, elle peut être supposée avoir fait cela. Les déclarations des DAGE, aussi fortes soient-elles, ne peuvent pas être qualifiées de présomption. Or, seules les présomptions peuvent amener le procureur de la République, que nous sommes cet après-midi dans cette salle, à pouvoir indexer pour dire celui-là peut être mis en cause et incriminé. Donc, sachons ce que nous est demandé de faire avant de prendre notre responsabilité par rapport à cela. Donc, je le dis, nous sommes le procureur aujourd'hui et nous ne pouvons pas, sur la base de simples déclarations, dire qu'il y a des présomptions. Si nous le faisons, alors nous allons violer le principe de la présomption d'innocence. Et cette présomption d'innocence, elle date depuis l'Habeas Corpus 1786, elle date depuis Bill of Rights 1789, elle date depuis la Révolution française, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle date de 1948, Déclaration universelle des droits de l'homme, elle date du préambule de la Constitution du Sénégal, elle date de nos lois à nous. Nous ne pouvons pas la renverser allègrement parce que tout simplement, nous voulons envoyer 5 ministres à la justice. Le deuxième principe que je voulais rappeler, c'est celui de l'indépendance du juge. Notre justice, beaucoup l'avaient décrié, beaucoup. Et aujourd'hui, tout le monde dit que les juges sont indépendants. Oui, moi qui les fréquente depuis des décennies, je sais bien que les juges sont indépendants. Ils ne se réfèrent qu'à la loi et à leur conscience. Certains font semblant de le découvrir aujourd'hui. On leur fera confiance. La commission d'instruction, elle est judiciaire, elle est absolument judiciaire. Il n'y a pas un politique à la commission d'instruction. Elle est présidée par M. Abdoulaye Ba, le premier président de la Cour d'appel, un magistrat en qui nous pouvons faire confiance. Mais arrêtons-nous, nous, de faire nos commentaires et de... kon ñoo ko déggandoo muy kaddu yoo xamante ni maître Aïssata Tall Sall nekkoon fi ancien ministre de la justice garde des sceaux di avocat international yëkkati na ay kaddu daal ginnaaw bu mu taxawee ci kanamu li nga xamante ni mooy assemblée nationale jàkkaarloog député yi jëmale ko daal ci plénière bi nga xamante ni mise en accusation la ci projet de résolution pour juróomi ministres yi nga xamante ni daal jamono ji am nañu présomption d'innocence ñu bëgg a leen traduire foofu ca haute cour de justice ginnaaw nag bañ ko adopté ba noppi moom Aïssata Diop Fall Aïssata Tall Sall njaaxare ak tiis la am jëmale ko daal ci ay député yoo xamante ni dañu taxaw ci place li nga xamante ni mooy procureur alors que du ñu juge du ñu àttekat tey ji li nga xamante ni mooy ay accusation maanaam dañu jiiñ nit maanaam dañ ko war a garder lii di présomption d'innocence am ndaxte mën nañu dem wuyu ji daal di leeral ñu bàyyi leen mais tey dañu gis ni que daal ay député dañu taxaw daal di chargé ñi nga xamante ni ay ancien ministre lañ lu mel ni tey ji ñoom ñooy juge ñoom ñooy procureur ba tey ji daal di leen traduire fële nga xamante ni mooy ca haute cour de justice kon daal jàpp ne que tey ji ñoom député yi nga xamante ni ñoom ñoo adopté li nga xamante ni mooy projet de loi bi taxaw nañ daal place ki nga xamante ni mooy procureur daal di atte ñi alors que tey ji amul
amuñu ci benn preuve amul benn base bu solide boo xamante ni téye nañ ko kon daal daf ko mel ni daf ko jàppee daal benn acharnement wala benn règlement de compte muy kaddu yoo xamante ni maître Aïssata Tall Sall yëkkati na ko. toujours dans votre acte du jour de ce vendredi suñ fa jógee dañuy seeti ji l'honorable député Guy Marius Sagna bokk ci majorité mécanique bu parti bi di Pastef moom it bu mu yëkkatee ay kaddu nañ ko déglu ji dellu soit. ñun askanu Sénégal ñuy askan bu doy waar man ma bokk ci nekk saa Sénégal li may wax ma bokk ci setuma ci askan bu doy waar ndaxte askan wi mooy naan lii mbeddu buur la lu ma neex laa ciy def lii mbeddu buur la mun naa ci sànni lu ma ci neex mun naa ci tuur lu ma neex mun naa ci def lu ma neex ndaxte mbeddu buur la du ma ko yor yorin bu mucc ayib ñun askanu Sénégal di askan bu doy waar ba tax ñu toll fii tey bokk ci fanweeri réew yi gën a ndóol ci àddina bi ñun ñooy naan xaalis bii xaalisu buur la du mujj fenn c'est la même logique benn gis-gis bi la dafa fekk rek ne dafa am ñoo xam ne jotuñu ci xaalisu buur am ñoo xam ne dañoo jot ci xaalisu buur am ñeneen ñoo xam ne mbeddu buur la ñu jot ñi jot ci mbeddu buur li ñuy def ci li ñuy woowee mbeddu buur te ñun ñëpp ñu bokk ko ñiy jot ci xaalisu buur taxawaay boobu lañ ci am y a aucune différence ba nga xam ne kon lii ñu fi dajale tey mooy ndax lii war naa wéy ndax lii war naa continuer ndax gis-gis bi nga xam ne moo nekk sama xel nekk seen xel yéen ñëpp ñun ñëpp ndax bu ñu bëggee am wér-gu-yaram bu mucc ayib bu ñu bëggee am njàng bu mucc ayib bu ñu bëggee am mbéy bu mucc ayib bu ñu bëggee am réew bu mucc ayib CEDEAO moom ma yóbbu yàggul trop Cap-Vert jarul dem ba Rwanda Cap-Vert yoon yaa ngi set wecc ndax bu ñu bëggee am loo xam ne dañuy wax Sénégal waaye kenn du tudd beneen réew ndax gis-gisu mbeddu buur taxawaayu mbeddu buur gis-gisu xaalisu buur taxawaayu xaalisu buur maanaam di ko def naka su dul noonu ni ñuy defee mbeddu buur naka su dul noonu ndax loolu war naa continuer foog naa ni ñun ñëpp d'accord nañ ne lii mënul continuer kenn amul fit ne d'accord nga pour ñuy sàcc xaalisu buur mooy xaalisu mbooloo amul kenn ku ko d'accord et pourtant pendant 60 ans dañoo sàcc xaalisu buur xaalisu mbooloo pendant 60 ans dañoo yàq mbeddu buur pendant 60 ans dañoo jël géej boo xam ne ñëpp ko bokk tefes boo xam ne ñëpp ko bokk filao boo xam ne ñëpp ko bokk ñuy dagg di gor suuf soo xam ne ñëpp ko bokk ñenn ñi di ko aakimoo mais loolu moo mënul continuer ñun ci loolu la ñu def campagne ci loolu la ñu def campagne ne lii mënul continuer ñeneen def campagne ci leneen ne ñun Sénégal bi ñu bëgg mooy Sénégal bu ñuy pàccoo waaye du Sénégal bu ñuy pencoo Sénégal bi ñu bëgg mooy Sénégal boo xam ne politiciens yi bu ñu leen falee wala bu ñu leen nommé dañuy sàcc xaalis bi séddoo ko di si compal seen xarit seen mbokk ak seeni militants à travers le clientélisme politique loolu moo war a jeex. kon ñoo ko déggandoo muy kàddu yoo xamante ni mi ngi rotee ci ki nga xamante ni mooy Guy Marius Sagna mu doon loo xamante ni tey jii Aïssata Tall Sall moom la doon ñaawlu Guy Marius Sagna en tant que député au lieu que mu sukkandiku ci dossier bi daal di wax li fa nekk waaye dafa mel ni moom tey dafa taxaw place juge jàpp ñii daal atte leen ba noppi daal di leen chargé accuser leen jël daal ay mbir yoo xamante ni dafa mel ni daal alalu askan bi dañ leen ko joxoon ñëpp bokk ko ñoom ñu daal di koy lekk te ku nekk xam na ni fonds force Covid 19 yi bu mu amee jamono jooju urgence la woon donte daal am na yu bëri yoo xamante ni ñu ngi ciy tudd ñii ay surfacturation la ñuy wax waxuñu xaalis bi ñooñu dañ ko lekk dañu ne ay surfacturation wala am na yoo xamante ni manqué na loolu la Cour des comptes daal di relevé waaye tey jii li Cour des comptes relevé woon ba mu waral tey jii li ak li ñuy dégg ñoom ñu koy wax dafa wuute ndaxte Cour des comptes dafa ne ci 1000 milliards yi ngeen ñu joxoon 99,04% yëpp jaar na yoon dem na ci askan bi am na lenn loo xamante ni tey jii jotuñu ay justificatif xëy na jamono jooju am na ñoo xamante ni tey jii problème bu mbas la mënuñu woon déplacé
maanaam yu bëre mënuñu ko woon def ñenn ñi xëy na du ñu woon mën a ñëw signé xëy na loolu moo indi écart bi xëy na loolu lañ leen laaj tey jii ñu daal siy tontu waaye moom Guy Marius Sagna dafa jël position bi nga xamante ni dafa mel ni atte na leen ba noppi tey askan bi ku ko dégg da ngay foog ni tey jii ñi ñuy tudd li waral présomption d'innocence ju koy accordé nit ki dafa mel ni accordé lu jukkoo ñi nga xamante ni tey jii ñoom la ñuy tuumaal alors que démb am na ñoo xamante ni jii ñooñu nañ leen fi ay mbir waaye ñoom ci seen bopp dañu taxaw daal di koy weddi ba mu set wecc daal di koy accordé li nga xamante ni mooy présomption d'innocence lu tax ñu mën ko nangul ñële te duñ ko nangul ñi en tout cas foofu la Sénégalais yi war a posé wu question xool est-ce que ki nga xamante ni da ngay atte dëgg da nga war a tëddee njaaxanaay wala da nga war a féetee bon en tout cas muy ay révélation de Guy Marius Sagna. Toujours dans votre actu du jour de ce vendredi suñ fa jógee dañuy seeti ji l'honorable député Bahane Fofana ginnaaw bi Guy Marius Sagna yëkkati ay kàddu dafa mel ni l'honorable député Bahane Fofana daf ko daal di tontu mu doon daal benn réplique boo xamante ni daal bu salé la réplique bu sanglante foofa ca plénière bi nga xamante ni moom la ñu tëggoon daal di koy jëmale ci résolution projet mise en accusation jëmale ko daal ci juróomi ministre yoo xamante ni ñoo nekkoon ci régime président Macky Sall nañ déglu ju Bahane Fofana dellu si waat. Parce que 997 000 milliards 997 milliards loolu Cour des comptes nangu na yegsi na si askan bi li ñuy waxtaanee fii suba ba léegi si 2 milliards et quelque la ñuy waxtaanee. faut soit clair damay dégg léeg-léeg am na ñoo xam ne ñu ne wéy Sëñ Moutala joxe na Sëñ Moutala xam na ne carrément lu mu joxe woon bu fekkee 1000 milliards ñëwaat nañu ba lu toll ni 997 milliards déjà dem na ci askan bi nañu delloo si suñu xel ku ci nekk xalaat sa bàmmeel suba c'est important mais waxuma nag révision de compte dañ ca war a ànd parce que nag son excellence président Macky Sall 1000 milliards yi ngeen di wax man en tant que député de la diaspora 12 milliards 500 yi nga xamante ni moom si boppam moo ne woon c'est pour les Sénégalais de la diaspora il est le seul président bi nga xamante ni ba mbas mi amee xalaat na ay doomu réew ñu nekk bitim réew restez chez vous la wax c'est vrai qu'il y a des Sénégalais qui ont respecté à rester chez eux mais n'oublie pas am na koo xamante il n'avait pas respecté à rester chez lui et pourquoi malgré c'est toi qui nous as rappelé c'est pour ça toujours je vous dis yéen a ñuy woo ci wax parce que da ngeen di fàtte da nga ne restez chez vous nga wax mais am na koo xamante ne nangu doon rester chez lui et pendant le couvre-feu et pourtant les Sénégalais peuvent témoigner ça. Parlons et allons vers l'essentiel. C'est ça la réalité, mes chers frères. La politique, c'est pas la haine. J'ai vu un député, comme il a l'habitude de faire toujours, il a interpellé même le ministre du Travail pour dire que oui, nang ko xamal ñeneen maa ngi koy woo ci coowal ONAS ba léegi dégguñ la ci te bëgg nañ ko ci dégg wax dëgg yàlla maa ngi la ci woo c'est important jarul ngay yónni kii parce que dañ la doon dégg pour toujours parce que yaa fi taxawoon te li nga waxoon yëpp dara amu ci fii nga taxawoon nga ne président Macky Sall moom bëgg a daganal góor jigéen bal tey jii taxawoo ba léegi wax ci fii nga taxawoon nga ne président Macky Sall moo bëgg a deuxième mandat forcer troisième mandat ah ba tey jii ah conseil weddi na ko ba mu set rek ne amul waaw kon nag li ma lay conseil mooy na nga xam ne yow moom Sénégalais yi moom comprendre ba pare xeewi nga ba pare de bu yaboo nga xam ne xeewi nga yow moom léegi say wax lii rek lañ lay may mais lii bokku ci de gars yi dëggatuñ la de kenn déglutu la wax dëgg yàlla parce que amul lu mu fi wax li nga waxaloon Macky Sall yëpp dara amu ci dara lépp léegi ay géntu muuma la doon kenn gisu dara amu ci te amul loo waxu fi Macky Sall amul loo waxu fi Macky Sall looy xaar ci góor jigéen loi góor jigéen loo ci xaar yaa waxoon loi góor jigéen yaa ngi fii Sénégal ñu ngi dugg looy xaar dama bëgg boo yéegee fii nga indil ñu loi bi nga xam ne mooy criminaliser le góor jigéen mais defoo loolu France dégage nga ñu waxoon te yaa fi njëkk a recevoir Mélenchon je vous remercie.
kon ñoo ko gisandoo muy ay leeral yoo xamante ni l'honorable député Barham Fofana indi na ko ci li nga xamante ni dugal nañ ko ci nopp askan bi jàpp ni que daal 1000 milliards yi nga xamante ni dañ ko cotiser woon ci li nga xamante ni tey jii mooy Covid 19 mbas bi mu daanoo ci suñu réew 1000 milliards yooyu nag yaakaar naa ni dafa am benn partie boo xamante ni état du Sénégal moo ko jëloon beneen bi ay sénégalais ñoom ñoo cotiser woon ku ci nekk jool ci poche am daal di koy déppalee li nga xamante ni mooy askan bi am na partie boo xamante ni ay impôt la ñu daaloon ko baal ay nit ci biir 1000 milliards bi wax na leen 97 milliards yëpp jaar na yoon maanaam lii di Cour des comptes nee nañ 97 milliards yëpp fi mu waroon egg na fa maanaam 97 milliards ñu ngi naan 1000 milliards lañu lekkuñu 1000 milliards 97 ku la jox 1000 milliards maanaam 997 milliards yëpp jaar na yoon lépp egg na fi mu waroon egg xëy na dafa am loo xamante ni li ci tës moom la ñu gisul ay justificatif gisuñu justificatif nag dafa wuute ak ñii ñuy wax lekk nañ ko ndaxte nit mën ngaa jox nit xaalis yónnee ko par Orange Money alors que Orange Money du am reçu nit mën ngaa wax nit jox nit keneen joxal ko te mënul woon ñëw pour signer du ñëpp mënoon ñëw signer ndaxte rang yi dañ ko doon bañ lépp dañ ko doon bañ jóge ñaale bi dañ ko doon bañ parce que période du mbas la xëy na loolu moo amul justificatif te Cour des comptes moom ci justificatif rek la mën a sukkandiku tey lii ñu indi assemblée nationale neen suñ ko xaymaa ci 2 milliards la toll alors que tey jii lépp lu ñuy wax jëmale ko ci askan bi mi ngi mel ni 1000 milliards la ñu lekk kon nit soo taxawee aussi di wax ak sa askan da nga leen di wax li am ndaxte askan bi am na ñu bëri comprendre ñu naka la fond force Covid 19 juddoo parce que ñu bëri ñi ngi naan bi ñuy dund ci mbas bi ñii di dee nekkam sàngam ñii dañu lekk alal bi lekkuñu ko. am na ñoo xamante ni tey jii surfacturation lañ leen di toppee maanaam ceeb bi la mu doon jar 2020. ñoom ñu bëgg ko calculer ceeb bi la mu doon jar 2013 te ku nekk xam na ni ci jamono yi mbas wi ay fret aérien yëpp dafa yokk woon ku ci nekk dafa yokk affaire am te urgence la woon am na ay appel d'offre sax yoo xamante ni waruñu ko woon def donte président dafa moon ordonnance pour mën a gouverner parce que jamonoy urgence lañ nekkoon partout à travers le monde muy ay réponse ak ay éclaircissement yoo xamante ni l'honorable député Barham Fofana indi na ko ginnaaw loolu nag kàddu yi nga xamante ni Guy Marius Sagna yëkkati na ko tontu na ko dafa yàgg ñëw taxaw ci assemblée nationale di def ay show nit ñi di ko tàccu waaye na xam ne jamono ji moom Guy Marius Sagna périmé na dafa mel ni daal koo xamante ni jamono ji dafa xewi muy la réponse de Barham Fofana à l'honorable député Guy Marius Sagna jëmale ko daal ci éclaircissement bi nga xamante ni tey ji ñi ngi naan 1000 milliards du 1000 milliards ndaxte tey ji la ñuy saytu foofu ci assemblée nationale matul sax 2 milliards su ko yemee tamit foofu la yem ci fa sukkandiku daal ci li nga xamante ni maanaam mooy ay justificatif ku ñu jox nag 1000 milliards 997 yëpp nga yóbbu ko fi nga ko war a yóbbu yaakaar naa ni tey ji lii nga xamante ni tey ji amul justificatif waroon nañ ci am njort bu rafet am ci projection d'innocence mais dañuy gis ay nit yoo xamante ne tey dañuy acharné wu ci kaw ñi nga xamante ne tey jii ay honnête fils du Sénégal lañu défendre Sénégal jàppale Sénégal donc du tey jii loolu la ñu mënoon tedd toujours dans votre acte du jour de ce vendredi suñ fa jógee dañuy seeti ji l'honorable député Soppi Sénégal di Tafsir Thioye moom it ginnaaw plaidoirie boo xamante ni yëkkati na ko daal ci mise en accusation bi nga xamante ni jagleel nañ ko daal juróomi ancien ministre yu nekkoon ci régime président Macky Sall ci résolution projet bi nga xamante ni daal adopté nañ ko démb foofa ci assemblée nationale ginnaaw nag bi ñu leen waree traduire ci kanamu haute cour de justice nañu déglu ji Tafsir Thioye dellu. il faut ngeen ñu objectif faut ñu am sagesse hikma sunu borom bi mu nattoo Daawuda yonent Yàlla Daawuda daf ko waxoon na nga jugé fahkum bayna naasi bil haqq waaye wala tattabi'ul hawa fa yudilluka an sabilillah na nga àtte nit ñi mais na nga ko teg ci dëgg te bul topp passion parce que passion daf lay sànq kon nañu moytu passion nañu dépassionné temps yi ñu génn ak yi ñu génn li fi xew ci sunu justice dafa metti rude épreuve dañ leen accusé juge yi que yéen ñi objectifu leen yéen da ngeen bon yéen lii loolu wax nañ leen ko tey nag nous avons l'occasion nous en tant que politique de dire le droit de faire valoir la justice pour que ñooñu doon xas jëmb ne yéen vous n'êtes pas indépendant que ñun ñu wane ni ñun on est indépendant juge te aqulaay taala juge ci dëgg mais teg ko ci sagesse ku am dëgg ñu la am nga dëgg ku amul dëgg ñu la amoo dëgg am na ñu fi jaaroon haute cour de justice mais am nañ noo lieu kon dem haute cour de justice c'est pas parce que tu es fautif dañ lay dem juger xool ndax li nga def mën nañ ko nangu ni lii baax na wala baaxul ñu def ko donc c'est ça qui fait que j'en appelle à la sagesse à l'objectivité à l'impartialité de tous nos collègues qui sont membres de cette haute cour de justice parce que ñii ñu taxawal fay tey jii loo ci mën di dégg liggéey nañ pour seen réew ñoo def ak defuñu ko mën xawma ci dara
kon ñoo ko déggandoo muy ay kaddu de sage ay kaddu de maturité ay kaddu kilifa yoo xamante ni Tafsir Thioye yëkkati na ko en tant que honorable député nekk ca pencum ndaw réew ma tey du bés boo xamante ni tey jii nit ki da nga war a jóg di chargé wala di accuser il faut que ñu am bonne foi am retenue am maturité am responsabilité ci lii nga xamante ni tey jii ñu ngi koy traité ndaxte képp ku ñu dénk alalu askan bi suñu demee ba tuumal la yow ci sa bopp soxla nga ñu daal di lay atte pour que leeral pour que ëllëg ak ci biir say njaboot ba ci say sët ñu xam ne kii kat niñ ko dénkoon dañ ko tuumaloon en tout cas loolu moo am waaye tey jii bu ñu gaaw dem en vitesse en tant que ay député amuñu sañ-sañ daal di juger nañu bàyyi justice def liggéeyam te justice boobu na tëddee ndey ji seex wane ni que daal que lépp loo xamante ne mi ngi koy tëgg mu doon droit fii ci Sénégal ndaxte ñoom ñii nga xamante ne tey jii ñoo nekk ci boppu réew mi lu nekk traité nañ ko ñii nga xamante ne tey jii maanaam moom la ñuy jiiñ donc tey occasion la pour que ñooñu aussi daal di prouver li nga xamante ne mooy seen innocence mais ci biir loolu aussi dañu war a tënku ci li nga xamante ne mooy benn justice boo xamante ne daal ndey ji seex la war a tëddee toujours dans votre acte du jour de ce vendredi suñ fa jógee dañuy seeti l'honorable député bokk ci li nga xamante ne mooy majorité mécanique bi moom it lan mooy xalaatam jëmale ko daal ci plénière bi nga xamante ne indi woon nañ ko démb foofu ci Assemblée nationale nañ ko déglu ci dellu si. parce que fii dama daan toog ci télé bi ma naan en 2017 président Ousmane Sonko nan la mën a nekkee fii sama jumeau Guy Marius Sagna nan la mën a nekkee fii place bi xëy na peut-être ñu bëri xamuñu tax ma choisir ko sa càmmiñ boobu nga naan yaayam amul jigéen moo tax ma taxaw fi parce que fii la daan toog di joxe ordre ñun nag yàlla def na kenn duñu jox ordre alhamdulilah ba ma nekk ci député boo xam ne président Ousmane Sonko musuma woo ne ma voté lii wala defal lii fii lu ma fi voté maay jël engagement bi sama diggante ak sama kanamu borom tey kooku tey amul jigéen yaayam amul jigéen mais ana ñi nga xam ne dañ leen jàppoon injustement ñu génn fekk seen yaay dee wala seen papa dee nul n'est au-dessus de la loi dafa fekk ne mu yor ñu jiiñ ko na dem setali ki mën a jox nag 400 et quelques milliards de biens pour ñu mën la libérer kon loolu am na loo xamante ne nii na ko génne li ñuy wax nag du bëri mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne boo ànd ak sa mbokk su tooñee na nga ko wax dëgg suñu ko tooñee na nga ànd ak ki tooñ na nga ko wax dëgg mu ne ñu laaj ko nan la ñuy waxee ki nga xam ne moom moo tooñ mu ne mooy nga wax ko dëgg waaye ki ñu tooñ nga xamal ko ne yow dañ la tooñ tey jii xamuñu ndax askan bi dañ ko tooñ wala tooñuñu ko mais boo ànd ak nit mu yor alal boo xam ne askan bi yëpp a ko moom ñu taqal la soo bëggee sëtal sa deret ba si nag say sëtaati sët taxawal nga ne man mii damaa jëloon ñëw leen ngeen àtte ma xam ne man mii jëluma dërëm loolu mooy wax ji boo leen ko bëggee dimbale nag seen mbokk yooyu ak kooku nga tudd xam ne sa càmmiñ la kooku da nga koy wax ne ko demal nga wuy ji ñu juge la nga ñëw set mën a taxaw avec la tête haute loolu laa amoon li ma lay wax yow si xaritu suñu président bu ñaawul bi nga xam ne si jubal jubante rek lay nekk donc ñun duñu soranteeg yow ci yenn détails comme li sama sœur Maymouna bu sa wax Pastef ku nga xam ne du jëloo sàkket face à face ngay defante donc li may waxaat ci beneen côté mooy kon ñoo ko déggandoo muy kàddu l'honorable député bokk ci Pastef moom bi mu xam leen ni que daal tey jii au lieu que mu wax ci projet bi nga xamante ne mooy résolution jëmale ko ci mise en accusation bi dafa mel ni daal tey ki nga xamante ne daal dafa woon benn dent contre ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon mu def daal li nga xamante ne mooy règlement de compte am ba noppi daal di def jugement ba noppi daal di toog ginnaaw bi nga xamante ne dañ ne ñëpp restez chez vous bu kenn génn nañu takk masque nañu raxas loxo yi nañu moytu 20 heures bu kenn génn nañu réduire lépp loo xamante ni dafa jëm ci ay dajaloo ba nga xamante ni ku faatu pour ñu war la suuli sax dañuy xool naka la ñuy def ba wàññi nit ñi ñii nga xamante ni faatu nañu à l'étranger kenn indiwu leen foofu lañ leen suul kon tey ji ñii suñu jëlee alalu askan bi daal di koy lekk mais alalu askan boobu ñuy wax est-ce que 1000 milliards lañu lekk ci biir 1000 milliards yi nee nañ leen 0,6% donc moo ci amul ay documents donc loolu daal la ñuy dem traité kon war nañu mën a yem daal ci li nga xamante ni mooy dossier bi bañ ko enfoncé bañ ko chargé comme ni ko Tafsir Thioye doon waxee dafa mel ni daal benn règlement de compte moo am ci diggante ñi nga xamante ni ñooy majorité mécanique ak ñi nga xamante ni tey jii ñoom la ñu tuumaal que ñoom ñii kat dañ leen di traduire ci kanamu haute cour de justice. toujours dans votre acte du jour de ce vendredi ginnaaw suñu descendee foofa ci Assemblée nationale ginnaaw nag l'honorable député bi nga xamante ne moo wax léegi bokk ci majorité mécanique bu Pastef kii nga xamante ni daal mooy madame Rocky Diallo ginnaaw loolu aussi indi na ay tontu daal di koy tontu ginnaaw nag ba mu ne ñëpp dañ leen ne woon restez chez vous si restez chez vous boobu nag am na kenn koo xamante ni resté wul woon chez vous te ñàkk resté chez vous boobu tey indi na ay jéyee si Sénégal indi fi ay tension ba tey jii li fi am daal di fi am nañu déglu ci la réponse de kii nga xamante ne mooy l'honorable Rocky Diallo jëmale ko daal ci li nga xamante ne tey jii moo xew foofu ca Assemblée nationale. am nañu taxaw fii di naan ñun de ci Covid bi la ñu nekkoon waaw Covid nag dañoo teree dem dikk
wax dëgg yàlla ñii di nekk di gundaandaa di noos waaye ma rappelé leen rek ci Covid bi ba tey ci la ñu amoon dossier Sweet Beauté bi 83 morts am léegi nag ba tey peuple bii nag ñoo bëgg a xam lan moo xew Sweet Beauté du question saaga du question wax nit li nga warul wax waaye xam leen ni ñun ñëpp on est des représentants du peuple waaye peuple bi moo réclamé 83 morts yi te dossier Sweet Beauté bi moo ko waral peuple bi tamit bëgg na xam lan moo xewoon Sweet Beauté bandiraaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon ñoo ko déggandoo muy tontu boo xamante ni l'honorable député Rocky Diallo tontu na ko député Pastef boobu ginnaaw nag bu mu nee Covid bi la ñu nekkoon ñu tere ñu dem bu ñu dem raxasu leen takk leen masque waaye jamono jooju nag am na kenn koo xamante ni daal génnoon na dem ci benn bërëb boo xamante ni waxtu bu mu fa demee jamono jooju dañ doon tere bépp parti képp koo xamante ni da ngay liggéey nga daal di exercer te ci biir loolu bu mu fa génnee tamit jur na fi daal ay joxare ba nga xamante ni lu toll ci 83 personnes daal dinañ ciy ñàkk seen bakkan comme tey mën nañu ubbi li nga xamante ni mooy dossier fonds Covid jëmale ko ci 6 milliards yoo xamante ni daal amul ay justificatifs est-ce que jotul tamit ñu ubbi waat dossier li nga xamante ni moo naam mooy la xewoon foofu ca Sweet Beauté muy tontu boo xamante ni Rocky Diallo daal dina koy indi daannaaw ba ñu nee restez chez vous ministre yi doon lekk xaalis bi waaye bi ñu nee restez chez vous am na ñeneen ñoo xamante ne aussi resté wu ñu woon chez vous fan la ñu nekkoon lan la ñu def woon lan la jural Sénégal loolu aussi war nañ ci mën a ubbi dossier su dee dëgg rek moo neex yàlla je crois que tey jii wax. balu fetal la su xasee ba génn na waaye bul xam ki lay tontu lan lay tontu en tout cas muy la sanglante réplique de la honorable députée madame Rocky Diallo moom it daal dina koy tontu député Pastef. toujours dans votre acte du jour de ce vendredi suñ fa jógee dañuy seeti ji le journaliste Bachir Fofana ginnaaw nag bi mu tontoo kii nga xamante ni mooy Guy Marius Sagna jëmale ko daal ci bërki démb bi muy attaqué kii di ministre de l'éducation Moustapha Guirassy ci ay machine café yoo xamante ni daal jënd na ko à hauteur de 650 000 jëmale ko ci ministère am mu koy daal di donné kii di Bachir Fofana nag def na ay révélation yu doy waar jëmale ko daal ci li nga xamante ni moo ëpp importance ëpp dayo ëpp xaalis boo xamante ni tey jii waroon nañ ko soxla ci askan bi ñu génnee ko te fan lañ ko génnee maanaam mooy ca DER ak ca présidence de la République nañu déglu ci Bachir Fofana dellu si waat. J'ai vu aujourd'hui un débat que j'ai trouvé très stérile, très puéril entre le ministre de l'Éducation et un député sur aménagement bureau, etc. Mais moi, je vais inviter Guy Marius Sagna à se concentrer sur autre chose de beaucoup plus important. C'est toujours dans le cadre de la rationalisation. Demlen DER, on a commandé pour Aïda Mbodj une voiture de plus de 80 millions. Nee leen ko loolu noonu ñuy xool ndax loolu noonu léegi nag loolu lu ñu fi def nee leen ko à la présidence de la République on a commandé une voiture Audi de plus de 400 millions. nañ wax ci loolu comme bu fekkente ne on veut rationaliser les dépenses publiques que dëkk bi dafa métti y a pas de marge budgétaire que le pays est en ruine est-ce que oto yi fi Macky Sall bàyyi nga xam ne diggante Mermoz la ko doon jël ak palais de la République la Maybach la dawul fenn fu dul Mermoz ak palais est-ce que oto boobu noonu jaroon na ñuy commandé waat beneen à plus de 400 millions donc voilà donc s'il y a vraiment des choses à dire ce sont ces choses-là mais aujourd'hui sur la loi d'amnistie bon voilà c'est fini. kon ñoo ko déggandoo muy réaction ak révélation yoo xamante ni Bachir Fofana def na ko ci débat bu stérile bu mu gis ci diggante l'honorable député Guy Marius Sagna et le ministre de l'éducation nationale Moustapha Guirassy jëmale ko daal ci ay machine café yoo xamante ni jënd nañ ko alors que ñi nga xamante ni tey jii dañu ne woon rationalisation des dépenses pour que ñi Sénégalais yi takk seen biir ñoom ñoo waroon njëkk a takk seen biir waaye kii di Bachir Fofana mi ngi révélé daal na dem fële ubbi enquête ka fa nga xamante ni mooy ca DER suñu maman Aïda Mbodj nekk fa commandel nañ ko benn oto boo xamante ni mi ngi toll ci 80 millions juróom-ñetti fukki millions lay jar ak beneen oto boo xamante ni commandé nañ ko foofa ci présidence boo xamante ni mi ngi jar ñeenti téeméeri millions muy 400 millions je crois que loolu moo ëpp solo tey muy acharné wu ci ay machine café yoo xamante ni 650 000 francs lay jar matul sax benn million je crois que débat bi foofu lañ ko waroon gën a poser su dee askan bi moo leen ñor su dee rationalisation des dépenses moo leen ñor muy ay révélation yu doy waar yoo xamante ni moom Bachir Fofana def na ko mu servir ko de réplique ak ki nga xamante ni mooy l'honorable député Guy Marius Sagna. Toujours dans votre acte du jour de ce vendredi suñ fa jógee dañuy seeti ji l'ambassadeur Cheikh Thiam président du mouvement Ma Réew 3D moom it dellu si waat na ci ay analyse am yoo xamante ni daal ak ay révélation ci li nga xamante ni mooy situation économique bi nga xamante ni jamono ji moo ngi koy dund. jamono yi waa Pastef nekkee ci kujje gi su ma saan am benn organe de presse international bu ma saan publier lu défavorable président bi fi nekkoon ñoom dañ daan applaudir dañ ko daan étayer dem ci plateau yi di ko étayer di ko justifier
et malgré jamono yooyu le Sénégal a quand même amoon na niveau renseignement boo xam ne waxuma information de renseignement la wax parce que boobu kenn dàqul ay tubaab yi lemuñu seeni kaaka ci wàllu lu ñu war a jottali ci xam-xam te pourtant bu ñu masaan wax ñoom dañ koy glorifier wu mais effectivement Jeune Afrique dafa nekk organe de presse boo xam ne benn naar moo ko moom yàgg na nag def na une 60aine d'années bu ko matul li ko desee mu mat ko bari mu dëgg la ci seen siège principal mën na nekk France wala Suisse mais ay africains li ci ëpp ñoo ciy liggéey nationalité africaine yëpp ñoo ngi ci te bu ñuy def ay investigation ci ay information ci benn réew doomu réew moomu la ñuy jël laaj loo leen ñoom nag ils sont pas là pour leur émotion ils sont là pour donner de l'information et doomu réew yooyu noonu bokk ci ñiy liggéey Jeune Afrique di joxe information yoo xam ne peut-être favorable wul seen réew jàpp ma ni dañoo bañ seen réew moo tax ñu koy def dañuy def seen liggéey ba pare te jàpp naa ni mënoon nañ koy jël souvent ak xalaatu kuy alerter Jeune Afrique dëkk na bari yoo xam ne bari na dëkk yoo xam ne plutôt dañ koy contester mais bu fekkee mu ngi bëgg a def juróom-benn c'est parce que ci dëgg la ñu taxaw ñoom man bëggoon naa état bu Sénégal muy intercepter wala muy accepter ay critiques di ko jël ci sensu xam liy xew ci àdduna bi parce que nguur gi ñu yor ni c'est vrai am na lu ñu xam mais bari na lu ñu xamul ci liy xew ci àdduna bi man du ma basé wu ci rapport Jeune Afrique man damay basé wu ci sama propre expérience ak lu ma xam comme grand bi wax na ko sànq Sénégal est entouré d'une ceinture de feu maanaam dëkk yi ñu wër yëpp ñu ngi tàkk mais damay delluwaat tuuti ci 4 mois ci ginnaaw dafa am benn président benn réew bu mag muy Emmanuel Macron mu génn def conférence de presse bu yàgg taxaw ci Afrique mu ne régime yu bari yu nekk ci continent bi nii tey bu dul woon l'armée française tey duñu fa nekk ndax terroristes yi jël nañ seen réew muy opération Barkhane bi am na lu ko jiitu beneen opération boo xam ni Tchad ak Burkina Mali Niger ñoo ko teniroon boobu man Tchad la ma fekk ma gis li ci président Idriss Déby daj pour ñu éradiquer terrorisme français yi jàpp nañ ci sur l'appui logistique parce que ñoom ci ay satellite la ñuy gisee terroristes yi Emmanuel Macron ne régime yu bari ci nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi bu doonoon armée français tey du ñu nekk ci nguur nee nañ ñoom bi ñuy woo pour ñu ñëw jàppale leen problème mu jihadiste la ñu waxoon ñu dem ba ci biir am ay putschistes ay soldats yu jóg fippu jël nguur ya bëgg a laqatu ci seeni kagul ak seeni treuil seeni commando ak seen ay kalachnikov pour éterniser wu au pouvoir léegi ñu ngi laytoo ni affaire panafricanisme ànd ak seeni chroniqueur intellectuel malhonnête noonu la ko expliquer ni mais ingratitude n'est pas consultée à l'homme ils devraient nous dire merci mais ils ne nous ont pas dit merci mais ils nous le diront avec le temps c'est extrêmement important xam nga ñun dañuy déggee mbir xol mais duñ ko déggee xel Emmanuel Macron li mu wax yaa 4 mois africains yëpp dañ cee war a taxaw moom nee na africains yi seen président yi ak seen nguur yi ku ci nekk ci nguur parce que France la neex waaye dimbali lañ leen ba pare ñu dàq leen comme ay xaj ba pare waxuñu leen jërëjëf mu bëgg wax ni ñun duñu ay gor waaye jërëjëf dinañ leen ko wax avec le temps ils nous diront merci avec le temps loolu la wax léegi le temps boobu noonu c'est quoi dañuy utiliser le temps wala temps wu durée la ñuy bëgg a utiliser léegi nag dafa am lu am parce que bi mu waxee loolu 4 jours plus tard dafa am tentative de coup d'état bu am njame na bi mu ko waxee rek jàllul bon jéemoon nañ ci dugal succès Masra après bon y a eu des négociations mujjul dem fenn bi mu waxee loolu ñu teg ci 1 mois et demi mu am lu garaaw lu musul am Afrique bu ñu demee ba ay djihadistes di def alliance avec des indépendantistes booba y a de quoi à s'inquiéter 1 mois plus tard après départ aux Français c'est vrai qu'il y a plus de renseignements il y a de l'information mais il y a plus de renseignements parce que renseignement bi suñu nguur yi ñoom yoruñu ko tubaab yi ñoo ko yore quoi qu'on puisse dire parce que ñoo yore satellite bi gis naa la Zawad di def ay négociations avec Janim c'est la plus grande organisation terroriste du Burkina Faso am na beneen organisation terroriste bu leen rejoindre muy Al-Qaïda soutien au monde musulman au Sahel
c'est extrêmement important xam nga djihadistes yi ñoom seen revendication mooy dañoo bëgg a jël réew yi instaurer fi charia et indépendantistes yi ñoom li ñu bëgg mooy xaaj dëkk yi ñu nekk kon ñooñu bokkuñu ay gis-gis mais suñu demee ba coalition mën a am ci ay indépendantistes avec des djihadistes kenn ku ne teg ay charte indépendantistes yi di ñun dañoo bëgg suñu territoire nekk suñu réew ngeen jàppale ñu mais ñun dunduñu charia bi ngeen bëgg djihadistes yi waa Janim ñoom nangoo allerger seen radicalité nangoo tekki yenn charte ba ñuy nekk di waxtaan ñu ngi am doole gis nga li ñu def bërki démb Bénin gis nga carnage bi ñuy nekk di def Burkina Faso et bu ñu juboo xawma français yi nekk ci seen ginnaaw xawma Russie mais amul benn ci suñu armée yi bu leen mën a dégg donc man jàpp naa ni foofu la ñu war a taxaw. D'accord. Effectivement il y a un très grand danger qui est en train de guetter le Sénégal c'est la vérité ñun ñëpp on le voit à l'œil nu au moins que nga bañ a am information terroristes yi jóge fii ci Mali à 150 kilomètres de nos frontières c'est ça la vérité. kon da ngay ànd ak Jeune Afrique ci. non man liiruma sax article Jeune Afrique moo tax dugguma ci moom li mu wax mais man li ma lay wax man nga xam ni monde bi ñëpp xam nañu ko c'est des choses qui se voient à l'œil nu dëkk yi nga xam ni ñoom la ñuy def allusion ñuy dëkk les 3 pays Sahel à l'AIS la su leen yàlla dimbaliwul tuuti d'ici 6 mois ci. kon ñoo ko déggandoo muy benn constat boo xamante ni l'ambassadeur Cheikh Thiam président du mouvement Ma Réew 3D indi na ko jëmale ko daal ci jamono ji nga xamante ni Pastef bi ñu nekkee opposition lépp loo xamante ni benn média international bind na ko lu mel ni Jeune Afrique France 24 TV5 RFI jëmale ko daal ci régime boo xamante ni mooy régime Macky Sall mu def favorable woon ak régime Macky Sall ñoom dañ ko doon utiliser seen plateau seeni journalistes seen chroniqueur yoo xamante ni tey jii dañ ko doon saluer encourager ko daal di koy amplifier yóbbu ko ba fi nga xamante ni tey jii eggo fa woon seen esprit panafricanisme boobu lañ doon jiital tey jii nag bi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci boppu nguur bi lii nga xamante ni mooy Jeune Afrique ba mu bindee benn article boo xamante ni favorable leen ñoom dañuy jóg di ko attaquer est-ce que loolu sincérité am na fa loolu mooy justifier qu'ils ont des chroniqueurs et des journalistes yoo xamante ni dañ leen di défendre alors que malhonnêteté la ñuy jiitalu ñu daal lii nga xamante ni maanaam mooy la vérité et la réalité Olof Ndiaye nag dafa ne lépp loo xamante ni démb da nga ko daganaloon tey nga daal di koy aramal yow xoolal démb bi nga koy daganal est-ce que dëgg moo taxoon nga koy wax wala uniquement pour jéem a manipuler wala indi benn discours public mu doon daal de véritable révélation yoo xamante ni Cheikh Thiam indi na ko ci ñi nga xamante ni souvent ñoom ñooy défendre parti bi di Pastef ci plateau yi di ay chroniqueurs ak ay journalistes soi-disant yoo xamante ni tey jii lépp loo xamante ni daal favorable ci ñoom daal jàpp nañu dafa xaraam lépp lu favorable ci ñoom daal jàpp nañu que loolu moo dagan en tout cas réew du doxee noonu. toujours dans votre actu du jour de ce vendredi suñ fa jógee dañuy dem seeti ji l'activiste bokkoon ci parti bi di Pastef du temps de l'opposition nekk foofa ca diaspora di Fatoumata Danso ginnaaw nag bi nga xamante ne daal defaat na ay révélation yu doy waar après que Pastef daal di agsi au pouvoir lan moo changé ci doxalinu kii nga xamante ne mooy Pastef digganteem ak Fatoumata Danso mais dafa mel ni daal jamono ji Fatoumata Danso dafa am mbetteel ak njàqare jëmale ko daal ci li nga xamante ni moom la doon défendre démb ak li mu gis tey nañu déglu ji ces révélations dellu si waat. yàq lépp bi ngeen yàqee lépp ba ngeen pare mu dem jëlaat encore les experts ñi defaral ko expertise de tous les dégâts que vous avez causés ku mun ak kuy jàng bokk non kaw ma ki ponkal nga te lii ba su ma toogee kaw ma ki mooy doon suñu première conversation barki yonente bi non kaw ma ki borom kabesa la non kaw ma ki borom kabesa la dama leen di expliquer tey kaw ma ki booy yi buñ ko zongalee gauche droite yàq lépp rajake lépp taal toj def lu ñuy def yëpp mu jël ay expert ñi dem ñuy defaral ko expert ñu expertiser tous les dégâts qui ont été causés ñu chiffrer ko à des milliards de CFA kaw ma ki dofut automatiquement mu ne comme ñii lii lañ fi causé ça m'a pris moins de 10 ans pour defar fi lii yëpp lii ngeen am ay sa lomotif ak ñoomi seen lomotif seen premier ministre baa ngi nele ñu ngi koy challenge ci chocolat
mante fraîche xale bu ndaw di tudd ay rewam di wax ay rasoir di ko waxal ay rasoir wat bi coq yi ak ñoomi seen te ngeen dem foofu ngeen may sama jàmm man amagul benn xale bu taxaw fii ci internet bi nee na que man gis na sama lomotif et je vous lance un défi jusqu'à l'extinction du soleil y aura pas du am mais nag yéen seen bossu premier ministre nag mooy Solange bi fu mu nekk nii maara day kaani bàyyi leen saaga yi parce que yéen da ngeen neex a saaga te ki ngeen àndal dafa neex a saaga bàyyi leen saaga yi dégg nga merci may leen ma naan tuuti après ma wax leen li Kaaw Macky def Kaaw Macky kaa bandi cerveau non sama Kaaw Macky ko bandi cerveau non Kaaw Macky mooy nandi kaas tuur naa sax maasàlla wanaa ba tuur sax li ma naroon a naan sama kaw mu doon sarax oui sama de ma dem jëli serviette may la noo ma dem jëli serviette oui sama de ma dem jëli serviette ma ñëw tuur naa lépp fii ma ñëw ne bougez pas Kaaw Macky wax ci yow sa baa ngi nii di tour c'est en train de faire des dégâts gars yi bu tapotez leen en même temps ma dem je vais nettoyer là j'ai versé du jus là sur moi ma fomp ko tuuti balaa muy kolongo j'arrive one second Sénégal no Kaaw Macky ka ponkal hakkunde ngal ɗo Kaaw Macky ka ponkal no Kaaw Macky fimano welallan quoi Kaaw Macky ka marmayer Kaaw Macky ko ponkal quoi guys kon ñoo ko déggandoo muy ay kàddu yoo xamante ni Fatoumata Danso nekk influenceuse nekk activiste nekk ci réseaux sociaux yi plus particulièrement ci diaspora bi ñu ràññee woon ko bu baax nag ci parti bi di Pastef actuellement ñu nekk au pouvoir ginnaaw bi ñu nekkee opposition doon daagaan li nga xamante ne mooy baatu askan bi pour jiite Sénégal moom Fatoumata Danso bokkoon na ci ñi nga xamante ni maanaam ay gaynde la ñu woon doon défendre projet bi di projet Pastef livre bi di livre solution tey nag moom moo dellu si daal di def ay aveu xamal ni que tey jii li ñuy jiiñ Macky Sall dafa yàq réew mi nañu jàpp ni ko ñoom waa Pastef ñoo yàq réew mi teewul bañ ko yàqee ba mu yàqu Macky dafa jëli ji ay expert defaraat ko jël réew moo xamante ni tey jii ci bonne voie la nekk mu daal di koy teg seen loxo waaye ñoom mënuñu ko puus mënuñu ko paas comme ni ko Ahmed Ndiaye di waxee mbaam bi daa bañ a dem dafa mel ni ñoom bi ñu leen joxee Sénégal daa bañ a dem ci biir loolu daal ki nga xamante ne mooy Fatoumata Danso en tout cas attaqué na bu baax a baax si ce nouveau régime daal di saluer bu baax a baax li nga xamante ne mooy expertise bi nga xamante ni Macky Sall am na ko def na ko ci réew mi en tout cas tuddee nañ ko daal ki nga xamante ni dafa bipolaire en tout cas démb ñële la àndaloon tey jii mi ngi leen di xas tey mi ngi àndal ki nga xamante ni ñoom la doon xas dem muy ay révélation yoo xamante ni Fatoumata Danso def na ko. toujours dans votre acte du jour de ce vendredi suñ fa jógee dañuy dem seeti ji ay témoignages yoo xamante ni moom mi di Aïssatou Ndiaye en tout cas def na ko daal jëmale ko ci accusation yoo xamante ne daal teg nañ ko ci ndodd kii di Mansour Faye nekk maire Saint-Louis nekkoon ancien ministre des infrastructures ci régime Macky Sall ak l'honorable député maire de Agnam ginnaaw nag ay accusation yu bëri ñenn ñu nekk ci kujje gi di parti Pastef dañuy jàpp ne que daal képp koo xamante ne daal yaa ngi défendre li nga xamante ni maanaam mooy ay nit jëmale ko daal ci conviction bi nga am ci ñoom dañ la fay xaalis wala dafa am lu ñu la jox wala dafa am loo lekk gis nañu ay mise en accusation fan yi ñu génnee ko jëmale ko ci doomu Amadou Ba bi nga xamante ne mosul occupé benn fonction jëmale ko ci le chanteur Wally Ballago Seck bi nga xamante ni artiste la di yëngu ci wàllu culture kii nga xamante ni mooy doomu président Macky Sall di Amadou Sall boo xamante ni amul dara loo xamante ni mës na ko yor ci gouvernement bu Sénégal lu dul papa mooy président de la République lu ko neex nag mu may ko papa su ko neexee nga nekk président am sa caisse noire muy ay milliards lu la neex nga def ci su la neexee nga taal su la neexee nga jël caisse noire bi yëpp may ko sa doom boobu aussi su ko neexee jënd ci ay biens su ko neexee ubbi ci ay entreprise ndaxte loolu yaakaar naa ni du crime du délit fii nga xamante ne mooy ci réew mi ndaxte gis nañ fi ñi nga xamante ni balaa ñuy falu mënuñu woon def dara ba ñuy faloo tey jii waxuma la sax seen i doom mais seen i ay jegeñaale tey rek condition yoo xamante ni ñu ngi koy dund gis nañ ko ci Sénégal ñii di teg ay din ci biir loolu nag kii di Aïssatou Ndiaye def na ay révélation yu doy waar nañ ko déglu ci dellusiwaat ci micro public SN foofa ca Aïssatou Diop Fall. ñi da ngeen Mansour Faye bi ma doon point de presse Farba Mansour mun la wax ne mus naa dem bureau li nga défendre yëpp 12 ans ba mu jeex musuma dem bureau Mansour Faye
12 ans ba mu jeex musuma dem bureau Farba di wut dara xanaa bi nekk assemblée añ ñëw mu woo ñu añ jabar bi di añ ñu dem. Farba moom wax dëgg yàlla. waaw noonu la mel moom ku nite la ku baax. mais du ñoom ñaar ñëpp mais man je suis dans un parti bu may wax bala may défendre nekk la personne. mais par principe. parti bi laa nekk parti bi ku ko laal man danga may laal man. ak koo laal ci parti bi rek danga may laal. dafa gore. c'est ça mais ñoom ñaar ñëpp kenn mënul wax ne. mus naa Aïssatou mus na ñëw sama bureau demande tel service. militantisme ngar mi la. te mun naa ko wax nag ministre yi ba mu jeex. ngar mi. kon yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo muy kàddu yoo xamante ne mi ngi rotee ci làmmiñu Aïssatou Ndiaye bokk ci parti bi di APR moom li mu gëm maanaam su ma bokkee ci parti képp ku laal parti bi dama lay défendre ñu bëri nag ñi ngi jàpp ni que Mansour Faye da koy jox Farba da koy jox Mansour Faye nekk na fi ci régime Macky Sall ba jógee fii moom Aïssatou musul taxaw bureau musul gisee ak Farba lu dul assemblée nationale rek mu daal di indi añ foofu la ko gisee donc lekkul dërëmam contrairement ñi nga xamante ni souvent soo défendre ni rek ñu ne kii daf ko jox xaalis wala daf ko may nangam am na ñoo xamante ni ñi ngi ak seen dignité gore am ngor du xaalis moo leen di jënd du dara moo leen di jënd mu doon daal ay révélation yoo xamante ni xam naa ni tey ji dina bett ñu bëre tey ji moom li mu gëm tey su nekkee ci parti maanaam dafa war a ànd ak parti boobu défendre leen xeexal leen waxal leen dëgg waaye du taxaw tey ji di leen xalabat comme tey ji ni ñu koy defee mu doon les graves révélations yoo xamante ni l'honorable Aïssatou Ndiaye def na ko ci Mansour Faye ak ki nga xamante ni mooy Farba Senghor. Toujours dans votre acte du jour de ce vendredi suñ fa jógee dañuy dem seeti ji Serigne Bass Abdou Khadre di porte-parole xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ginnaaw ay kàddu yoo xamante ni yëkkati woon na ko jëmale ko daal ci ki nga xamante ni moo fi nekkoon chef de l'État du Sénégal di son excellence le président Macky Sall balaa muy quitter le pouvoir ginnaaw bu mu quitter le pouvoir tey ji ñu koy gis partout ñu koy plébisciter à travers le monde entier mu doon loo xamante ni dafa mel ni kii di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké gisoon na ko kii di Serigne Bass Abdou Khadre waxoon na ko nañ ko déglu ji dellu si waat. kon nag Serigne bi nee na mi ngi lay sant di la gërëm ndax lii nga ko jëfee lépp kat Serigne Touba tax nga jëf ko kon nag taalibe Serigne Touba yëpp war na leen ko seereel ñu xam fi nga toll ci moom nee na lam la waxoon ne la liggéey dalaa waxoon ne la liggéey bi may liggéey Serigne Touba dama laa tàbbal ci biir waaye waxaat na la ci téléphone ma toog ne la am nga yéene bàyyi réew mi waaye maa ngi lay xamal ne li ci sa kanam mooy dàq li ci sa ginnaaw waxaat lay ne la wóor ne yaakaar naa bu ma juum benn yoon ngeen fi jokkoowaat téléphone sëñ bi wax ne ko sàmm sa jëmm li fi maa ngi dund dama ko boole sama liggéey loolu mënu su ko weesu kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm lee ñaanal ndax ñun suñu cant ak suñu gërëm amul solo waaye Cheikh Mouhamadou Mountakha ku ko xam fi mu àgg ci diggam. kon yaakaar naa ni gis nañ ko muy ay bénédiction yoo xamante ni sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké di xalif général des Mourides toogal fi sëriñ Touba ci xilaafa Mouride dénkoon na ko kii di porte parole am di sëriñ Bass Abdou Khadre mu egge ko ki nga xamante ni moo fi nekkoon président de la République di Macky Sall nee na sëriñ bi nee na gërëm na la sant na la te xam na ni lépp li ko defal tey jii defal ko askanu Mouride sëriñ Touba nga ko defal moo tax mi ngi lay xamal ni que amoo mbébét amoo yéene defaat beneen mandat waaye jàpp ni que bés boo génnee ci bopp réewu Sénégal di nga am yeneen ndombal tànk yu gën a kawe fële lañu gën a respecté fu lañ lay gën a gisee dafa mel ni ñaan boobu tey jii dafa ànd ak amin suñu borom daf ko nangu ndaxte Macky Sall keroog bu mu jógee ci bopp réewu Sénégal je crois que tey la ko àdduna gën a naw tey la ko àdduna gën a xam tey lañ ko gën a yëkkati tey lañ ko gën a saluer te gis nañu ndombal tànk yu mam jamono ji may wax ak yéen mi ngi woon foofa ca Washington di fekkee lii di session Atlantic Council bi nga xamante ni ñu gën a puissant ci àdduna bi ñoom ñoo fay teew kon yaakaar naa ni barke bi nga xamante ni sëñ Mountakha Bassirou Mbacké dénkoon na ko kii di Serigne Touba pour mu daal di koy defal ay ñaan dafa mel ni ñaan boobu dafa daal di barkeel muy ay témoignages yoo xamante ni kii di Serigne Bass Abdou Khadre di porte parole du khalife général des Mourides indi na ko yëkkati ko daal di koy def ay seede ci kanamu ki nga xamante ne mooy l'ancien président de la République Macky Sall te yaakaar naa ni tey ji àdduna wërngal këpp ak képp kuy sénégalais nga bëgg a Macky Sall wala nga doon doonam xam nga ni ñaan jooju am na ndaxte Macky Sall tey ji fu mu nekk ñu bëre yaakaaroon nañ tey ji du fa egsi Olof Njaay ni mu koy wax na ki la séentu ci gaalu xaj fexal bu mu ci fekk am na ñoo xamante ni gaalu xaj lañ ko yéene woon waaye dafa mel ni yàlla nanguwul seen ñaan moo tax tey jii Macky Sall continue di briller à travers l'international. Toujours dans votre acte du jour de ce vendredi suñ fa jógee dañuy dem daal ci affaire compte boobu nga xamante ni jàpp nañ daal 1000 milliards mi ngi ci lu war a tax tey jii kii di Macky Sall daal di saisir justice ginnaaw kooku nga xamante ni mooy Sanu Dione daal dina koy accuser
moom l'ancien président de la République Macky Sall daal dina saisir daal li nga xamante ni mooy justice jëmale ko daal ci accusation yi nga xamante ni ñu ngi koy teg ci ndodom en tant que ancien président de la République Macky Sall amul benn yoon boo xamante ni bàyyi na daal accusation yi nga xamante ni dañ ko porté ci kawam jëmale ko daal ci ex député bi di Sanu Dione ginnaaw moom ci boppam moo ko daal di attribué benn mystérieux compte bancaire boo xam daal suñ ko sukkandikoo solde bi li fa nekk am na 1000 milliards mu doon benn déclaration boo xamante daal daf ko def ci colonu journal bi ñu tippee Source A ay weer ci ginnaaw moom mi di premier ministre bu Sénégal daal di révélé woon existence su benn compte boo xamante ni am na 1000 milliards mais désigné wul woon normalement kan moom compte boobu ginnaaw nag bu mu santé li nga xamante ni mooy réputation mise en mal jëmale ko ci Macky Sall dafa daal di décider daal di réagir jëmale ko daal ci benn plan judiciaire suñu sukkandikoo ci journal Les Échos mi ngi xamal kii di ancien président de la République Macky Sall dafa mandaté ay avocats pour que ñu adressé li nga xamante ni mooy benn sommation interpellative jagleel ko daal l'ex député bi di Sanu Dione pour que mu obligé daal di indi ay leeral jëmale ko daal ci compte bi nga xamante ni moom dina wax compte bi fan la nekk turu kan la kan moo ko ubbi 1000 milliards yi kan moo ko ci dugal mu doon acte boo xamante ni daal transmettre nañ ko jeudi bii ñu génn di démb juróom-ñetti fan ci weeru mai benn huissier de justice ginnaaw nag bu mu demee pour remettre officiellement lii di document bi kii di ancien député bi di Sanu Dione jëmale ko daal ci benn procédure bu gën a gaaw mu daal di dajeek benn obstacle inattendu ndaxte huissier bi ba tey ji mënul réussir daal di localiser kii nga xamante ni daal mooy député bi di Sanu Dione dafa mel ni daal dafay daw kii di huissier bi nanguwul jël situation bi su dee lu muy wax nag leer na ko je crois que war na ko mën a jël taxaw ci kanamu justice daal di koy leeral sénégalais yëpp xam ni que moom li muy wax dëgg la suñu sukkandikoo daal ci journal bi mi ngi xam daal ginnaaw bi ñu ko présenté daal foofu ca domicile am ñu indiqué ko daal benn signification boo xamante ni jamono ji lépp loo xamante ni mën nañ ko signifier jëmale ko ci mise en cause bi doon na daal boo xamante ni kenn xamul fan la nekk loin nga daal mu daal di abandonné ay poursuites jëmale ko daal ci même source bi huissier bi daal essayé na daal di koy woo ci téléphone am mais dafa supposé daal appartenir ki nga xamante ni mooy Sanu Dione mais en vain mi ngi précise daal kenn mënu ko jot ginnaaw daal plainte bi nga xam daal Macky Sall daal dina koy servir l'ex député Sanu Dione ci accusation yu mu teg ci ndodam ci compte 1000 milliards bi waaye dafa mel ni huissier bi mënul gis ki nga xamante ni daal mooy Sanu Dione dafa mel ni daal dafay daw ki nga xamante ne mooy huissier bi est-ce que li muy wax leer na ko wala leeru ko su dee leer na ko je crois que war na jël huissier bi taxaw ci kanamu juge daal di leeral lépp Sénégal yëpp xam ne que Macky Sall dafa am compte je crois que loolu la ñuy xaar ñoom mais toog ci plateau wala ci journaux daal di sosal doomu aadama ba noppi dem sa yoon alors que loolu daal yaakaar naa ni du yëfu jullit merci beaucoup c'était tout pour votre acte du jour de ce vendredi quant à moi je vous retrouve Inch'Allah demain dans un autre numéro d'ici là restez scotchés notre programme ça continue toujours sur VIP People TV Juma Moubarak à tous yow mi am jafe-jafe ci wàllu néew kàttan sa ndoxu awra baaxul wala sax sa awra nooy kaay ma jox la solution bi ci gën a gaaw produit 100% bio baa ngi nii muy produit boo xam ne dafa naturel amul benn effet secondaire dañu la koy jox nga boole ko lem ak limon di ko naan matin ak soir mu daal di saafara say jafe-jafe neexal sa biir néegu sëy am nañu pommade boo xam ne boo ko diwee ci sa awra mu daal di koy dëgëral di jël ko waaye nag du ko guddal ma ni la bile pommade moom itam dafa naturel lépp loo ci jël du la jural benn effet secondaire jokkool ak ñun yow mi ko yittewoo ci 77 751 59 59 wala 76 313 93 94 ñun suñuy produit dañu la koy jox nga am ci satisfaction totale boo ko amul ñu daal di lay delloo sa xaalis ñun rek ñoo ko mën